asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañu ak yéen seen émission ataaya ndëmbawan des émissions Walf jëm kanam comme d'habitude xur dab yi topp suñu ginnaaw tàccu leen loolu macha allah ma ci ànd ak sama jigéen béti bu béti sama kaas mbama kaas wala ma toj kaas fees far for cotise pas e gëmm guux garab du neex ndoxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam alhamdulilah béti mboob jëlale ngay ma jëlul na jëlale ngay bu ma jëlul na teel na ngay donc mi ngi noonu may am mbégte di toogaat ak moom li nu koy faral a waxee rek aljuma bu nekk waxtu bu baax bi fii la bu 22h jotee ci seen émission ataaya saa su nekk nag ñuy am mbégte di dalal ay gan di leen jaajëfal ci déplacement bi waaye assistance bi également ñoom it ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di kontaan ci yéen saa fu ñu jëm mooy ci wàllu daara nag ku ko dégg daal de cay gis loo xamante ni bii nee nañ ay jafeñ-jafeñ bari nañ ca lu ca mel ni yalwaan gi nga xam ni moo nekk ci mbedd yi ak nda nga xamante ni bii ñoo yóbbu seen doom ca daara lu tax ñoom it yëkkatiwuñu yenn ya di ko ca def ak loolu yëpp daal di ay jafe-jafe yoo xamante ni bii danañ koy faral di jonkonteel ndax état baa ngi leen di jàppale wala jàppale wu leen yooyu yëpp ñu war koo waxtaanee kan moo fi toog tey ngir fas yéene waxtaan loolu Ablaye Bopp moo ñuy xamleeg moom laay dikkal Tahirou Sy lay wuyoo juddu ci atum 1979 ca dëkk bi di Jabali Dubé ca département bu Podor Tahirou Sy bu mu amee ñetti at la soobu ci njàngum alxuraan jot naa jaar fu bëri ngir taataan xam-xam atum 2006 mu am ijaas alxuraan ca añam li dudee Tahirou Sy dal di mottal si njàngam fii ci Ndakaaru jot naa jege ay kilifa diine yu bëri ngir jàng xam-xam jot naa def ay formation ci école yu bëri Tahirou Sy di yëngu ci mbirum commerce ak njàngale alxuraan ci atum 2007 mu dal di taxawal ab kuréel gu boole nitu diine yi ak i boroomi xam-xam Tahirou Sy ne la mu taamu ci lekk di ñeeri bu naa Tahirou Sy mu ne taal sees ci lekk di ñeeri bu naa ñeeri bu naa moom bu ko alpulaar bëggee wàcc na du dëgg jeex na moom mooy sa palaat waaw ñu ngi leen di dalal alhamdulilah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu aleykum salaam gannaaw bu ñu sante sunu borom subhanahu wa taala alhamdulillahi alwahid alahad alfard alsamad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu ala nabi rahmatan lil alamin ayuha almustamiuna alkiram assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ngeen may ma tuuti nag ma nuyu ci wàllu kàllaama pulaar bala ma démarré denndaangal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe hettotoɓe en e haalirde Walfadjri min calmini on gooto e moon kala inde mo yettude mum caggal nde min jetti Allah min juule rasulu sallah ah sallam min calmini halifa men diine e halifa men aada min calmini jinnaɓe amen e juulade ɗumen e denndaangal almuɓe fof wonɓe ɗo e alamul islam walla e Sénégal walla ha joni e Dakar e denndaangal duuɗe Qur'ana fof e sernaɓe min calmini ɗum e salminde kadi mawɗo leydi o ha no feewi e denndaangal ɗippolo to wawi wonde fof min calmini ɗum bismima ɗum e yewtere nde ɗo hannde e haalde ko faati almudagal Qur'an gannaaw buñ sante sunu borom subhanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñuy ñëpp di ziyaare ñëpp kili gannaaw buñ sante sunu borom ñu ngi sant sunu waajur yu baax di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu mboolum ñi nga xamante ñu ngi ci yow ci Sénégal ak monde entier alamul islami yëpp di rafetlu bu baax macha allah seen jotaay donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyu naa leen. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ci nuyoo Tahirou Sy nekk nuyoo rek damaa bëri mbokk ayca ñu dem ci beneen secteur ni nu koy faral a defee saa su nekk jàll nag ba Thiaroye-sur-Mer doomu Thiaroye-sur-Mer la waaye muy yëngu ci musique ban genre musique la fan la musique bi toll ndax gars yi ñu ngi koy dimbali ndax autorités locales yi ñoo ngi koy dimbali foofu le mu dëkk balaa sax nag muy ñëw ci sur le plan national loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak moom Ablaye Bopp moo ñuy xamal léegi bi la jëm laay dikkal Manuya Salaamu dëkk Caaroy Géej juddoo ci lébu gi màggee ci lébu gi bi mu nekkee xale doon naa yëngu ci wàllu kasak benoone muy soobu ci wàllu musique jot naa liggéey ak ay kàngam ci wàllu musique ku mel ni Mbay Wadd ak maxu lébu gi Manuya Salaamu jóge fa daal di samp groupe am gamu duppee gëstu ca Caaroy groupe ba mujjee tas mu sampaat geneen groupe daal di ko duppee ndigal groupe googee mujjee tas Manuya Salaamu jóge Ndakaaru daal di wutali orchestre national bu Jurbel nekk fa ab diir laata muy dellu siwaat Ndakaaru daal di taxawal geneen groupe gu mu duppee pré bi laata
laata muy wutali Gambie jot na fa liggéey ak Laba Socé ak ay artistes yu bëri Manuya Salaamu jëlaat yoon wut siwaat Ndakaaru taxawal groupe Salama Manuya Salaamu ci jamono ji mu ngi bokk ci groupe gi ñu duppee Wame Band génne na ci album ci weeru octobre gi ñu weesu Manuya Salaamu ne la mu taamu ci lekk di lakk jën rawatina fiiriir Manuya Salaamu fiiriir yaa salaam kon daal yow na nekk à base de jën rek moo xam lakk la wala firiir. jën sax lakk sax laa gën a taamu. sax laa gën a bëgg. yaa salaam yaa salaam waaw man la yaa salaam non mu ngi si salaam ñu ngi lay nuyu di la dalal. merci Betty merci Betty asalaamaaleykum may nuyu ñi ma bokkal plateau bi moom Abdoulaye Bari mi xoolee bu fi présenté kenn damay nuyu Abdoulaye Bari nit ñi gisaguñ nekk ba lay présenté du ma nuyu ñi ma bokkal plateau bi yaa salaamu ñu continuer kon maa ngi nuyu Sénégal di nuyu suma mbokk yi di nuyu ñi ma bokkal table bi yaa salaamu moom ñu présenté ko léegi mu bëgg présenté nit ñi moom point yow histoire nga yaa salaamu man jàmm rek laay dox waaw léegi nee na point jeex na ay ca merci saa fu nu jëm dañuy dem ba port ba port nag buñ ko waxee dafa mel ni am na ay jafe-jafe rawatina ña nga xam ne nee nañ ñoom ñoo yore sécurité ca port ba daanaka ñoom seen salaire kenn sécurisé wu ko parce que ay weer a ngi nii buñ demee banque ñu ne leen dërëm newu fa loolu bokk ci li tax ñoom ñu daal di jóg nag daal di nag il faut ñu yëngu wane seen bopp ñooñan la am na ku ñëw ngir taxaw ànd ngir wax ca mbir ma Ablaye bopp moo ñuy xam leeg moom laay dikkal Babacar Gueye dëkk Tëngéej ca quartier Thiawlène jànge ca école Colobane bu Rufisque ci atum 1999 Babacar Gueye dem ca Sococim jóge fa daldi wutali centre des arts martiaux ngir tàggatu am fa lijaasa diplôme garde rapproché ci atum 2002 atum 2003 Babacar Gueye jóge fa wutali Phoenix Sénégal ci atum 2003 laata muy jaar ca Sagam ci atum 2004 benoone muy jóge Sagam daldi dugg port doon saytu kaaraange milliardaire bii di Jean Christophe atum 2014 mu dem rooti ji xam-xam maanaam jàngiwaat ca école de communication et de vidéosurveillance fa la jógee dugaat port ba ci jamono tey ji Babacar Gueye nga fa ne la mu taamu ci lekk di c'est bon. Babacar Gueye c'est bon. waaw c'est bon moom kenn bañu ko ah. c'est un national. waaw dëgg yàlla ñëpp ko bëgg. kenn bañu ko. yow bañoo ko. te wér na. non boobu man du waxuma yow. sa yow la ñuy wax bañoo ko. da lay laaj kenn bañu ko fii bañoo ko neel waaw ñu donc avancé maa ngi. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam. maa ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu sama mbokk ñi ma toogal fii di nuyu sama sister Betty ak sama mon copain ça di nuyu sama naataango yi toog fii invité yi donc lay fay di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa port gi yëpp di nuyu waa Tëngéej yëpp ak sama mbokk yëpp képp ku may seetaan maa ngi lay bëggee di la nuyu jaajëf jërë ngeen jëf quartier Thiawlène voilà ma ngoog merci saa ñu dem ci keneen dugg nag cette fois-ci ci politique bi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla PDS sax nag précisément fa la ñuy dugg ñu xool ñoom xamuñu defe naa jamono ji ban tànk la ñuy feccee xamuñu fu ñuy taxaw seen candidat nekku fi pa bi nekku fi waaye tamit dinañ waxtaanee lépp daal seen candidature jëm 2019 ak affaire yooyu dinañ ko waxtaanee ki leen fi teewal nag Abdoulaye boobu moo ñuy xamaleeg ba li jëm laay dikkal. Abdoulaye Bari judo Ndakaaru màggee fi jàngee fi amee lijasa baccalauréat ca lycée de la Fosse Abdoulaye Bari jot na am lijasa DTS en transport logistique ca lycée commercial de la Fosse am lijasa professionnel en droit des affaires ca université du Sahel Abdoulaye Bari doon juriste de formation jaar-jaaram ci wàllu politique di PDS gi muy milité booba tey ci atum 2012 Abdoulaye Bari doon responsable des réseaux sociaux bu mouvement des élèves étudiants libéraux doon na itamit responsable des jeunes di mouvement Karim Vision doon secrétaire général bu UJTL ca commune bu Yoff Abdoulaye Bari ne la mu taamu ci lekk di mboroxe. Abdoulaye Bari kon yow mboroxe nga taamu. mboroxe nga bëgg. dañ la ko sosal dañ ma kaa sosal ban la buy sa plat non man sama place suuf kànja la benn la sorewunu waaw mais du benn mais sorewunu yow tamit mais lan moo ci yokk daanaka benn la yow kañ bopp jàpp na la mboroxe Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la dalal asalaamaaleykum waaleykum salaam di nuyu askanu Sénégal nekk si biir réew mi ak bitim réew di nuyu suñu waajur yi di nuyu kilifa diine yëpp rawatina suñu wasila di fi ñu bokk di
Touba di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar yen bi oyof si kawam yàlla yomb sëñ Mountakha yen bi oyof si kawam di ñaan sëñ Sidi Mokhtar yàlla yokk leeram tas si ay barkeem yaar kilifa diine yëpp di nuyu sama nataanga yu ma bokkal plateau di nuyu soxna Betty ak Sa Ndiogou di remercier di nuyu tamit public bi toog fii rawatina ñi def déplacement bi ñëw soutenir ma nekk ñoom Mame Gamou Faye ak waa Yoff Ouest Foire ak ñi waa Grand Yoff ñoom ñëpp di leen nuyu di leen remercier vraiment Cheikh Diop ba dox ñu tampon ñu soog a dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan wi lu mu mën di doon yaay fàttali ku dem ba war na la ku nekk dana joxe lu mu amee ngir bootaay ba neex ayca Sa Ndiogou ñu ngi remercier waa régie bu baax a baax tey nag Cheikh Diop ba fa féetee ak ñoom Penda Diallo ak ñooñu ñu ngi leen di remercier ak képp ku nekk foofu la ca régie ba ayca ñooy ubbee suñu waxtaan nag oustaz Tahirou Sy oustaz yéen a ngi ci association bi nu mu tudd seen association bi. bi nga nekk président. waaw association bi mu ngi tudd Al-Jami'atu Salamatu wal Istiqamatu. association bi nga xam ne juddu na en 2007. ci Dakar ak région de Saint-Louis département de Podor. d'accord association boobu lan moo ko tax a jóg da ngeen xool ni sëñ daara yi li ñuy teg seen kaw ëpp na du yoon wala li ñuy wax ci biir ci taalibe yi du yoon wala lan moo tax a jóg association bi luy mission. waaw association bi jóg na li ngir défendre l'islam sax ndax boo waxee l'islam nga wax alquran. boo waxee alquran nga wax ñuy jàng alquran di jàngale. nga wax ak aduna ak lu ci biiram ak ëllëg yawmal qiyaamati ndax dañoo jóg pour défendre lépp luy nara xajamal wala tilimal deru l'islam ak mbirum ci wàllu tamit diine bi ak ci wàllu tamit démocratie nit ak boppam diggante yàlla ak nit nu ko yàlla joxe nit liberté am ak démocratie am donc yoonu bu jub la ak li nga xam ne mooy salaam mooy jàmm moo tax association bi bu ma juddoo mu dem ci 14 régions yi sax am nañu ay représentation ñu teegal foofu. kon association bi nationale la. nationale la ndax yàgg na. d'accord alhamdulilah ñu ngi jéem di liggéey ba yàlla def tamit mbirum daara yi tamit. ñu ngi si sumb bu baax a baax di ci liggéey lu bari waaye def lu ci lu ñu xaw a tamit métti ak lu ñu xaw a tamit lu ñu rafetlu tamit ci wàllum mbirum daara ak mbirum taalibe yi. tey xam nañu adduna bi fu mu toll jaxasoo bi nga xam ne. toujours bu ñu xëyee rek même maa ngi leen tuuma sax ay journaliste wala ñeneen yi politiciens yi dañuy wax rek ci mbirum daara mbirum xale yi na ngeen jël leen fii ci mbedd yi dëgg la loolu mun nañ ko rafetlu sax ndax mbedd moom du dëkkuwaay mbedd moom du kër bu ñu buggee jàppale xale yi tey coono bi ñu am ak wala daara yi defe naa ne am na fu ñu war a jiitu bu ko defee bu ñu jiitoo foofu rek lu ñu bugg sumu ak lu ñu bugg liggéey ci daara mun nañu yomb waaye nag gisee wuñu loolu tey manqué na parce que am li nga xam ne jóg nañu toujours yaa ngi dégg ñu ngi jàppale daara waaye seen poste lañ fi nekkal wala ak li nga xam ne ay ñu wax ay ñuy jàppale daara nekkal fi seen poste waaw nan lañ fiy nekkale seen poste du ñàkk boo ñu mënee tuddal du ñàkk xam nga tey bu ñu demee ci kaw defe naa ne am nañu projet bi nga xam ne bu ñuy wax jàppale daara comme ci jamono ku fi nekkoon avant président Macky Sall ñëw lu mel ne Abdoulaye Wade jamono waaw jógee na fi dem jël ay 10 milliards ñëw waaw 10 milliards pour dugal ci daara jamono boobu bi mu ñëwee pour dugal ko ci daara été balaa nga dem pour laaj ci xaalis di la joxu mooy bitim réew Qatar wala Arabie Saoudite wala feneen defe naa ne da ngay dem nga mbubboo ulamaaw yi maanaam imaamu yi wala ustaas yi nga dañoo néew doole xam naa après ñu jox la léegi comme yaa ngi dem si seen tour buñ la joxee nag dafa am parce que il faut ñu porter leen plainte lu am solo waaye kon dañuy dem ñoo waani waxuma la déglu ma daanaka loolu la non déglu ma xam nga tey da lay sosal non dem non mu ma sosal xam nga léegi nag bu ñu ñëwee yàlla def ci jamono boobu añ nañu mais ndax 10 milliards yi ndax dugguñu si daara am na fu ñu ko lakk wala am na fu ñu ko defa kon dañuy yelwaani 10 milliards lu mel ne palaa takkal xam nga palaa takkal takkal ko duggal
foofu lañ ko dégg waaw talaata ka lañ ko dégg waaw maa ngi ñëw may ma rek ci point bi nga ne waaw point bi daal mu gën a leer waaw yow li nga expliqué mooy dañoo dem ci ay dëkk naar yi non yelwaan fa ñu jox leen xaalis dama wax ñu war koo def ci daara projet daara dama la wax projet daara Abdoulaye Wade moo ko commencé waaw ci jamono waaw ci jamono andi na 10 milliards indi 10 milliards ah léegi nag bu mu demee xam naa ni lu ko taxoon lu ko yëkkati woon mooy mbirum daara yi mais defuñu ko waaye gisuñ ci ah d'accord bi yàlla defee kilifa bi fii toog tey yàlla andi ko ci réew mi mooy président Macky Sall yàlla def gis na loolu 10 milliards am na fu ñu dugg waaye moom tamit fulam ak faayidam jóg na ba tey xam na ne doomu jullit la président Macky l'islam doomu l'islam la bëgg na taxawal non waxuma politique may ma rek affaire daara la ñuy wax léegi affaire daara ngay wax waaye gis nga dañ cee programme bi déedéet yaa ngi koy yénoo bantu xam nga may ma rek ma démarré xam nga léegi xam nga léegi bi moom ñëwee mooy président de la République Moussa Macky Sall bi mu ñëwee xam nga bi mu ñëwee dem na utu xaalis waaw yàlla ak mbaax moom tamit def na comme waaw def na comme nu Abdoulaye Wade defoon waaye alhamdulilah comme xam nga projet état continuité la comme bu ko neexoon tey mu fekk fi mu bañ ko def waaye yàlla moom mu ñëw en tant que moom tamit xam na tey réew mi l'islam rek moo ci dox xam na réew mi kilifa diine ñoo ko yor xam na réew mi taalibe yi bu ñu jiitul dakk du dem xam na réew mi bu ñu tuddul ay tudd du dem xam na réew mi bu nit dee ñoo koy suul di ko ñaanal léegi lépp nag mbirum daara comme léegi dañoo def ci lu baax ci l'islam léegi nag comme yàlla def na ñëw na moom andi projet bi fekk na projet bi daara waaw léegi nag waaw moom ma dama continuer après nga wax léegi ñëw na andi na non bi mu andee mu xool lu muy doxalee daara ak jële fii mbir mi yelawaan waaye nag yelawaan dama leen di wax yàgg a wax président Macky Sall ñu ngi lay jàppale mais defal attention. ci lan ci mbirum yelawaan yi. lu tax dama koy wax parce que benn yelawaan dafa am ay yenn façon yelawaan nga war a dindi fi. loolu mun na lan lañ war a dindi. ah mais yelawaan ci ak l'islam dafa yàgg. dafa ànd ci aada. nañu wax dëgg. parce que boo jëlee alquran al karim. ci suratu Zaariyaat am na benn aaya fi ñuy wax. baada auzu billahi loolu xamoo ci lu bari. baada auzu billahi min ash-shaytaani rajim. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم شكرا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون Oustaz yemal foofu xaaral tekkil firi ko déedéet firi li mu wax xaaral may ma Oustaz may ma Oustaz nekkuma fi firi li Oustaz bul firi de bul firi nag doonte mën naa ko waaye moom moo ko Oustaz du ko firi yaa koy déedéet firi ko firi ko waaw bismillah ko nangu naa ko firi bàyyi moom mais xam nga yàlla dafa ne am na ci yéen seen alal ak yi nga mi ngeen war a jox li saayil ñuy laajte léegi li saayil boo firee maanaa xarfu bi xam nga ëmb na lu bëri mun na nekk asaka mun na bañ a nekk sadaqa xam nga sadaqatu innama sadaqatu bokk na ci alquraan mooy azaka ak leneen lu nekkul azaka li ngay saraxe parce que julli dafa ñaan yàlla bu yeewee suba lu mu lekk mu des mu jox miskin lu mu lekk may ci système yelawaan nag mën na jóge foofu di ñëw misaa'il moom bari na lu mu ëmb mooy ñuy laaj mooy ay wal mahrum ak magge ñi nga xam ne mënuñu leen seen bopp dara ñooñu bu ñu jógee nekk ci santaane suñu borom ndax yelawaan bu njëkk bi am na lu mu demeroon dëgg la boo waxee ni est-ce que ñu jógee Fuuta wala jógee Mali jógee Gambie lu tax ñu dugg ci fii te xam nañu l'islam amul frontière. non ñu jóge waaye moom Sénégal lañ dëkk. waaw xam nga l'islam. ñi nga xam ne bi étranger yi ñu jóge yeneen dëkk. loolu dëgg la. léegi ban yelwaan la ñu war a tere. wala bu ñu buggee jàppale daara. fan la ñu war a commencé. lu ñu soxla ci daara ñu am ko léegi. ñu subventionné daara yi daal. alhamdulilah non. waaw mooy leen di leen jox lu nit dimbali ko. ñu ngi doon xam nga tey am na ci yelwaan lu ko andi mooy ñàkk. waaw mun na ci bokk. mooy ñàkkul mais dafa bokk suñu civilisation maanaam ci mbirum daara. mais ba tey xaalis Macky bi ba tey waxoo fu mu ko. waaw président Macky maa ngi ñëw président Macky bi mu ñëwee. waaw bi mu ñëwee tabax na lan. moom président Macky bi mu ñëwee. waaw ci 5 ans wala 6 ans yi mu toog. waaw daanaka tabax na lu toll 64 daara. 64 wallaahi ci biir Sénégal 64 daara tabax na ko ci Sénégal. programme am bi. 64 daara fan la daara yi ne benn laa soxla. waaw loolu laa bëgg wax xam nga ñun tey xam nga imaam yi ustaas yi ëpp nañu tey
c'est que daara bu ñu wax daara moderne il faut nga wax ñu comme béti mu tabax comme ñu ne tey bu ñu nee tabax nañ fële université wala tabax nañ fële wala tabax nañ fële benn école bu mag mais daara waaw dinaa la wax xam nga loolu laay bëgg wax xam nga daara tamit dafa am ay kii ay ñetti pàcc mais ça da la laaj 64 daara yi nga wax ñu ci benn boo xam ne yow gis nga ko benn président def na ci 33 daara duggoon na ko ci public bi. benn laa la laaj. ci public bi. benn maa ngi ñëw boo demee di nga boo gëstoo di nga gis. ci public bi man du ma gëstu de. yow mi ngi suuf yeneen 33 yi ci daara kii bi internat yi la ko duggoon ak modernisation daara yi. d'accord daara waaw 33 yi am 33. 64. 66. non 64 daara la tabax. mais nañu wax. ci benn dëkk nga dëkk sàng. léegi nag loolu comme xam nga ñun loolu def na ko. te lu am la ci plan Sénégal émergent mais ñun. même këru diine yi tey mënu ko tabaxee sax mën nañ ci bokk parce que tey këru diine yi tamit tabax na ko. d'accord léegi ñu dugg si léegi ñii am ñi nga xam ne ñu ngi nii. tey amul kenn ku ñoom ki nga xam ne bokk na ci daara yi. tey dinaa dugg si. waaw yelwaan bi nag waaw déglu ma waaw bul ñëw ci yelwaan c'est que boo defee nii. jóge ci daara yi xam nga da nga annoncé ne 64 daara président de la république defar na. léegi ñu laaj la benn daara nga joxoon ñu bii daara. waaw bii daara boo demee Saint-Louis tey. si réseau de Saint-Louis di nga fekk foofu ci yenn gox yi fu mu tabax. xam nga tey waaw ay daara boo demee ci Dakar tey yenn. waa Dakar fii wan ma fi benn daara fii Dakar. ban daara ñuy seetaan xam nañ ko xam nga dafa am ñu ne président lu mu def dafa bari kenn mënu laa wax tabax na fi. waaw léegi kon lu mu def dafa bari. léegi mënu laa wax dafa def fii wala def na fii. xam nga loolu mbirum kii la. mbirum mu ngi démarré mais paregul waaye nag ñun lan mooy suñu coono wala lan mooy suñu problème mooy nit ñu baax yi lépp lu am fii alquran la ak nitu yàlla yi président Macky Sall buy def dara nañu woo ñun association bi dañoo bokk nañu woo parce que kenn ku woon fii tey bokkul ci association yi wax dañuy xelal président mbirum daara te mbirum daara dafa compliqué. ah non boobu président réussir na parce que am na. defar na 66 daara. mais yow lu ma rek. ba noppi yow nee na président. léegi gisul wàdd la mu defoon defu ko ba mu ñëwee am na ku koy conseil léegi lu tax nga bëgg. non li mu bëgg a wax am na ñu dem ne non ñun suñu association. ñun suñu association. ah da ngeen a bëgg a jege. bokkuñ ci. leer na seen association bi est-ce que yàgg na juddu. yàgg na juddu ban année bu mu nekk ba année. waaw wax naa la 2007 la judd. 2007 xam nga 2007. yàgg na ba 2008. ba 2018 ba 2018. 11 ans. yàlla def na 11 ans. te yàlla def na association am na lu muy liggéey lu rëy ci réew mi. te ñëpp ràññee na. mais yéen man bokk. xaw ma saa. gisuma leen ci télé gisuma leen ci rajo même yalwaan bi biñ fi waxee sëñ daara yi lii te am na yu bëri yu ngeen war a mën a régleel sëriñ daara yi wala ngeen taxaw xeexal leen ko. xam nga chaque jour. ñu ne sëriñ daara ñu jiñ viol sëñ daara. wala ñu ne jàngaluñu xale yi yalwaan lañ leen di defal heure boo. bedd mi ak yeneen yoo xam ne dañ koy teg ci kaw sëriñ daara yi. yéen loolu ban taxawaay ngeen ci am ak lan ngeen ci jot a def yan jéego. voilà lu bon taxawaay boobu lañ la bëgg a wax. expliqué xam nga taxawaay boobu tey. ñoom ñooñu ñuy wax di jiiñ ay sëriñu daara. te daanaka am na lu gën a garaaw. fii mu ngi fii yenn secteurs yi. ñu ngi def nax su dul noonu. kenn waxul. non am na lu gën a garaaw waxuñu ko li ngeen. waaw léegi nag comme sëriñ daara kes la ñuy jiiñ. te jiiñ bi am na lu ci nekk dëgg am lu nekkul dëgg. gis nag waaw aduna yàlla noonu la koy bindee mun nga baax ëllëg nga am dara fekkee yëgoo yàlla moo la sax waaw léegi ñaareel bi maanaam mbirum yelwaan bu fekkee tey nga yelwaan de non mais loolu mooy coow bi parce que tey ñu ngi xamal xale yi débat bi fu ñu la orienté fi nga delluwaat non xam nga yelwaan duñ ko bàyyi lu tax du ngeen ko bàyyi waaw balaa nga bàyyi yelwaan wala balaa nga dem nga naan tali na nga dem si sëriñ bi nga jàppale ko dem sëriñ bi jàppale waaw nañu dem si teeg ak day jàppale tamit na nga jox ko ñu nga xam ne ñu yelloo mbir seen association bi mun nañu ñoo bokk ci ak acteur ñu dem jàppale daala comme ñoom ay bajjenu gox nga ñu jël ñu nga xam ne xamuñu sax mosuñu jëndaal nekk ci yenn association yi wala bokk ci mbirum ONG yi wala bokk ñu nga xam ne ay kenn xamul gëmuñu di ñëw di leen encadrer di leen conseiller fekkee fu ñu ko war a def ak ñu war a woo waxtaane ak loolu ci loolu mu mun a saafaat defuñ ko léegi loolu mooy suñu méthode lu
association bi taxaw na. waaw est-ce que nekkul yalwaan bi c'est que li ñu gis. mooy bu ñu gisee taalibe yi. di xëy suba. di yalwaan ba 1h. nit ñi dañ ne foofu njàng amu fa. parce que bu fekkee ne mi ngi yalwaan suba gi. ba 13h. ban temps lay am pour jàng. loolu d'accord. waaw parce que yalwaan. waaw man nii dama yalwaan. kenn diine ba Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ba Seydina Cheikh Oumar ba Seydi Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu ba Cheikh al Khalifa Ibrahima Niass. ñoom ñëpp dañoo jaar ci yalwaan. kon lu fi baax. lu fi rëy. dongo daar la ak nitu diine yi. te ñoom ñëpp jaar nañ ci yalwaan. ak mbay man nii tuuti. jaar naa ci yalwaan. waaw mais xam nga mais ban système yalwaan. waaw mais ça c'est bien non ban système yalwaan. man d'accord jox nañ la ay xale nga yar leen ci sunna ak farata ci alquran te alquran laa yamassuhu illa almutahharun. donc du ko laal lu dul lu set lu sell la. te l'islam dafa ànd tamit lu sell la. donc boo amee xale waajur jox la ay xale te waajur bi delluwul di la jàppale yow suñu daara bi. léegi nag xam nga loolu. dañuy ñëw rek jañax leen xale yi. am na wala buñ la joxee tamit nga ñëw nga utu kër location bi amul wala kii fayoo li ngay fayee facture ndox wala location bi. daara bi nga accepté loolu c'est que loolu xam nga problème man c'est que tey dëkk bu ma nekkee non su ma nekkee jàngalekat non may ma su ma nekkee jàngalekatu daara léegi ki nga xamante ni kii mooy kii jël na doomam jox ma ko te joxuma dërëm lu tax ma koy jàngal lu tax nga koy nangu di xam nga liggéeyal yàlla la loolu liggéeyal yàlla xaaru ci fay am nga dafa am li nga xam ne nekkal yàlla dafa metti nekkal yàlla bokkul ak nekkal aduna fonctionnaire kuy jàngale français tey mos nga gis ndongo daara wala suñu daara di manifester te ñun amay na rek te ñun si dëkk bi la ñu dëkk dañuy fay ay impôt comme ni neen comme élèves yi comme étudiants yi comme professeurs yi jàngale mais mosoo gis nitu daara ndax dalam ak ragal yàlla ndax lépp lu mu am ci yàlla la bàyyi ko waaw d'accord comme yaakaarul kenn ku dul waaw léegi Tahirou day dindiwunu mais dañu ne xam nga yéen alxuraan bi xëyu leen rek di ko jàng xam nga da ngeen ko jàng tarbiyu ko yalwaan ngeen ci ak lépp mais bu fekkee ni ki daan jàng tubaab moom it dafa dem ci école yi am na ci ñoo xam ne sax bi ñuy jàng dañoo fay waa léegi ñoom bu fekkee ni da ngay dugg école privée wala ngay dugg feneen bu weer deewee am na looy jox maître ba mais yow sëriñu daara bi nga mat goo xamante ni sa xam-xam dëgg la da ngay dox ci mbirum yàlla mais nga ne waajur bi bu weer deewee lii nga may jox ma mën ci jàppale sa doom jàppale ci sama bopp waaye yàlla lay defar rek ñu teg la coono yàq sa si mbedd mi tamit loolu baax laa la bëgg a neewal xam nga ñett la dafa am daarul majalis am daara madrasatul arabiya am daara internat ku dem nag ba xam nga loolu lépp day am am ñu ngam de dañu am moyen jox daara internat am daara internat mooy nga ñëw am sa kër wala tabax wala investir dañuy fay 35 000 wala 30 000 wala ba 50 000 nga yor xale yi yërin bu am solo dañu lekk di naan kooku mooy daara internat kooku am na kooku du bàyyi xale di yelwaan daarul majalis mooy boo demee tey Fuuta ci réseau yi ñoom bu ñuy jàng ci ay matt la ñuy taal ci suuf la ñuy toog ci alluwa la ñuy bind ci téere la ñuy yor mais pour que soit yow nga jóge fale nga naan ñoom ñu doon jàngee da ngay changé modélisme du mën a nekk maanaam am na ñuy wax dañu il faut loolu jëlee ko fi ñetteel bi ban la ñetteel bi mooy ki nga xamante ne am na xale jox nañ ko xale dëgg la war na tax daara moom yàlla joxe na autorisation bu fekkee am nga xam-xam bi d'accord ku amul xam-xam kenn warul jàngal alquran fekkee sa xam-xam amoo ijaazatul quran kon nag milieu bi dañ ci dellu si climacation yi après ñu jël si waat ci daara waaw moom dañoo jël sama jëlaaleel sa bos moom de moom jëlaale na bosam ci fulla la may ñu kii nag yow nag naanal te ñu salaam dinañu dellu si ci daara yi ñu jàll rek ci sunu mbokk artiste bi moom Manu yaa salaam Manu d'après li ñu jot a dégg ci yow lu neex ngay def macha allah waaw ba tey satuma la mais nag dafa am ci artiste yoo xamante ni saa nga koy wax sànq dafa jot ñu jàppale leen reconnaître leen mais Manu nga toog Thiaroye-sur-Mer rek en fait mën nga am yooyu tëgg ak yooyu mais Manu ba tey xam biñ ko war a fës bi mu war a fës des na lu waral loolu waaw alhamdulilahi rabbil alamina santaat yàlla loolu mbiru yàlla la rek parce que Manu mu ngi bougé fi ma war a dem yëpp maa ngi fay dem
xëy na bëgg ko aussi tamit taxul nga am ko nit ki dina. waaye cursus bi d'après sa portrait li fi nga ñi nga jaar. ay ndaanaan nga àndal. waaw donc waroon nga mën a weesu fii. loolu ndogalu yàlla la mooy li ma lay wax. ndogalu yàlla. loolu suñu borom. yaa ngi sabablu. waaw da ngay sabab rek quoi mais am na loo xam ne yàlla da nga fay jël ngay jël yàlla rek teg fa boo bëggee noppalu ko. maa ngi dem ci di jouer ji si boîte yi. waaw maa ngi topp ñi ma waroon a topp tarbi bu dee tarbiya musique dafa am dama tarbiya musique. loolu laa la wax. waaw bon ok léegi lan moo des peut-être ak moyen. parce que Sénégal bon comme ni ko Sa Ndiogou waxee sànq. bim pax bi ni nga ko waxee sànq ni. non avant. après waaw avant émission bi. voilà boo dee ni nga ko waxee sànq dafa mel ni wax naa toxaguma. waaw c'est-à-dire bim pax bi. bari na. bon booy def acoustique sax. non c'est que li leer moom manu mooy yéen ñiy musique dëgg nga xam ne yéen ñooy vrai musiciens yi. seen musique bi. nga xam ne nit ñi mën nañ ko déglu te du leen sonal mën nañ ko consommer duñ ci sonal. loolu mooy wane ni Sénégal duñu ay melomaan maanaam bëgguñu musique rënjax rënjax lañ bëgg léegi yéen lu tax ngeen préféré comme que réew mi lañ bëgg ay yëngal gësam ak ay lalal sam tasal sama lal. ay yooyu moom moo leen di daan. dem ci tas lal déedéet c'est-à-dire xam nga musique. aar ku nekk ak sa yoon. saa yoo xëy moom ngay teg dégg la. aar ku nekk ak sa yoon. waaw tey jii soo ma bëggoon a woyloo fa Pape Diouf di woy damay daal di am problème. parce que bokkuñu ay bagages. waaw parce que man damaa jël yoon bi moom mu jël yoon bee. style musical. man damay def acoustique damay def sax mbalax. ok mais mbalax bu dal mbalax comme ay ñoom jogal saaxo ay ñoom Yoro Ndiaye ak Pape Cheikh ak yooyu def mbalax bu softu. bon mais acoustique bi laa gën a suivre. bon acoustique bi ñoom Pape Cheikh ñi ci def fooy fulam. waaw alhamdulilah mooy dañ ko def mbalax bu soft rek. mooy mbalax li muy bu wax soft la rek. waaw man maa ngi def naa mbalax bu softu def naa album. d'accord def naa album. mais comme li may wax. yàlla mooy jàppale jaam. ñun duñ ci dara duñ ci Papa Ndiaye. amul fi Papa Ndiaye kenn du fi Papa Ndiaye. mais gis nga di nga nekk ci localité. autorités yi nekk fa. des fois bu nu bëggee. bàyyi fi yow kii Ndiogou mais laay wax. lu ngeen dégg ki dàgg sa. nee na damaa bëgg lu yomb ba ma nekk moo ko fi moom moo dëkk fële. waaw du ma ko wax ndax dëkku jàmbur yaa la salaam uy ma. da ngay dëkk ci gox. ay autorités nekk fa. léeg-léeg ñu am ay journée culturelle léeg-léeg ñu am ay manifestations. dañ koy organiser mais dañuy préférer jëli yeneen artistes yoo xamante ne dunu artistes yi nekk ci gox bi xam nga nit dompat sax ci sot la bokk localité bi autorité yi est-ce que ñu ngi ciy jàpp parce que ñoom ñoo leen war a gën a jàppale. waaw tu sais que lu ñu xewlee woo leen bët yi xam nga bët en général li koy fatt du ko gis wala nu mu ko mën a waxee bët du gis yéen ñu ko jege waaw parce que xanaa yorul seetu yorul seetu gis yéen waaw mais du yor seetu yorul seetu bët du gis yéen ay ca c'est-à-dire foofu dafa am lu may miin rek quoi li ma ciy miin mooy que boo jigee nit ki trop mën na bañ a xam sax sa talent ok nii ne prophète c'est lui ma ne bu ma jegee suma waa ji mënul xam suma talent lu tax parce que dama ko jege trop mooy li ma lay wax ne la dëgg la tey jii boo demee côté Mbour Saly Gambie ñooñu ñoo ma gën a xam man tey Caaroy Géej ba ma dëkk Gambie waaw parce que li nga fay produire moo ëpp man kon yaa ngi toj Gambie maa ngi daan toj Gambie mais léegi maa ngi fii Ndakaaru maa ngi daan toj Gambie seetal la sa der da lay sosal waa Gambie nga koy seetaan waaw naa Gambie yaa ngi naan ma di leen nuyu sax ma di leen nuyu waa Barikunda yëpp ma di leen nuyu ak waa Likunda waaw di nuyu waa Barikunda ak Likunda vraiment yaa salaamu maa ngi leen di ñaanal jàmm d'accord Sa Ndiogou musique dafa metti musique dafa metti lu ci metti li ci metti gis nga ko wax nga ko fi sànq man waaw yaa ko fi wax waaye saa bu looy miin yaa ko wax fii léegi sànq mais avant émission yaa ko fi wax waxal bu sukkandiku ci wax yooyu bu ëllëgee bu nit ñu toogee na voilà eggalil waaw man lu ma wax ragalu ma ko eggali ma ne Sa Ndiogou xam nga yow kii yaa salaam yaa histoire la yaa fitna yow yaa fitna nga naan yaa salaam Sa Ndiogou yaa ma gën a xam tey jii musiciens yi la ñuy dund surtout nag ñun ñuy jouer acoustique ñun ñuy jouer acoustique bon ci boîte yi rek nga mën a dem pour produire kasa yéen daan fay
ah comme ma jéggalu suma waaji fayatuñ ko amatul lu tax loolu daan la non bul ma dugal ci ay mbiri politique non yaa man dama laa laaj rek li nga wax rek laa la laaj mani pourtant ci liggéey bi rek la laa ko wax ci liggéey bi tax amul c'est-à-dire waaw foofu jamono Ablaye Wade vraiment kase yi neexoon na yi daan am par rapport tey ji amatul kase yi waaw bu mu mbalaxe waa kër Ablaye Wade ñooy tàccu yow nandoo affaire bi xam naa manu yeggale waaw parce que waaw jamonoy Ablaye Wade daan nga dem yow kese ak sa benn morceau playback waaw ñu fay la cachet bu baax ñu fay la cachet bu baax d'accord tey jii damay jouer ak sama groupe la ma daan am man kenn da nga koy xaaj ñetti xaaj moom lañ may fay dëkk bi metti na manu billahi waaw ndeysaan waaw non c'est que li nga wax ni moom xam nga kii du politicien non man politicien waaw léegi xaw ma dara ci politique du ma politicien c'est-à-dire daf ma laaj rek si suma liggéey jamono boobu ma doon li ma daan produire ci non mais est-ce que du yow c'est que tamit manu loolu bu ko jiiñ mbirum régime bi xam nga lu tax jiiñu ma ko régime da nga may déglu rek da nga may déglu parce que bétti jamonoy Abdoulaye Wade yow mënoon nga xam ñoo xam ni ñi ngi nekk ci régime bi mën la fay kase yu taxaw ñooñu nekkatuñ ci ba tax woowatuñ la fenn fi pour ngay tëgg est-ce que tamit du loolu est-ce que du problème kii mais nekkul problème état non mën na nekk loolu comme tamit mën na nekk parce que ma tëgg ba tey fi nga daan tëgg ngay tëgg ba tey maa ngi tëgg ba tey kon nit ñee ñëwatut nit ñaa ngi ñëw mais lañu mënoon xëñ na mënatuñ ko dañoo wàññi waaw kase yi lañu wàññi kase yi dañ ko wàññi saa njoogu waaw moom daal yow man yow kon ci sa jazz bi ci ngay dund yaa ngi ci ngay kii waaw alhamdulillahi rabbil alamina musique bi may def aw ma ci lu extraordinaire waaye yàlla nga ma ciy suturaal yaa ngi ciy dund maa ngi ciy dund li ma ciy sant ceeb saf na léeg-léeg mu saf géej léeg-léeg mu saf keccax parce que comme yow rek comme yow léeg-léeg sa bopp tey en Casamance nga am ci xalaat waaw am xalaat ci environnement bi waaw fa demee noonu waaw environnement c'est-à-dire environnement dama def benn morceau ci environnement boo xam ne ça parle ci géej gi ni ñu yàq géej gi jën bu sew bi gars yi jàpp di jaay kii ganayen yeeg waaw moom la ñuy defaree ci magi beeg di ko jël di yóbbu di ko transporter di ko yóbbu waxal kii rek waaw bouillon yi waaw boobu dindi ko kon muy na ko dindi waaw ay ca egg jën bu sew bi ñuy jaay bi ñuy jàpp di ko napp daf ma di stop man neexu la déedéet parce que ku ñëw kër Sa Ndiogou jàpp xale yi ñëpp te faare leen 2 ans si kanam après Sa Ndiogou day doon kon non sëñ bi bu ma tëkk rek ay jën non dama wax ne bul di jën jën yi ay ruu la ñu yor jën yi ay ruu la ñu yor te ay jën yu ndaw la jën yi ay ruu dañoo war a dund développé jën yi dañoo war a développé non dañoo war a dund jën yu sew yi bu mu leen jàppee mais loolu ça dépend ci kii yi ni mbaal yi filet yi ni leen di kii voilà am na ñu ko fi mësoon a dénoncé mais loolu dénonce état moo mën a kii loolu wala loi boo xamante ni da koy interdire wala yooyu lan ngeen ci def xaw ma état xaw ma loi mais li ma wax mooy que mooy sénégalais yi ñun sénégalais yi man nu mu def ba jóge ci musique bi dugg ci géej gi sax man naa ma jaaxal non man damaa dëkk ci tefes gi waaw damaa dëkk ci tefes gi et puis environnement dafa way morceau bu juddu ci tefes gi doon xale di gis nit ñi di am ay jën yu mag yu baax nit ñi di ndawandu di lekk ba suur tey jii pour nga am bi problème lu ko waral parce que ñu ngi jël suñu jën yu sew yëpp di jaay di mbaal jën yu sew yi d'accord kon jën yu sew yi ñu bàyyi leen fan ba pare aussi tamit rigole yi ñuy jël di def si géej gi di yàq géej gi polluer géej gi yëpp loolu tamit ça m'a fait très mal d'accord loolu moom dañ koy gis moom d'accord ñu jaar ci pays en Casamance waaw parce que démb rek am na waaw li si suma gis-gis damay ñaan jàmm dellu si Casamance waaw bon defaguma ci morceau mais maa ngi xalaat pour def ci morceau ci xalaat nga toll bind nañ ko ba pare yow jàmm Casamance ak kii boobu bëgg nga xalaat génne ko la ñuy def bu soobee yàlla waxin la
saa déggin la laaj déggin la laaj mais gain bi déggul ah manu li la freiné yow déggoo yow quoi saa yow daggate yow déggoo ah non déggoo waaye saa waay déggul dara waay bu leen tàccu saa déggul ngeen di tàccu waaye bu leen tàccu tàccu leen loolu waaye saa ñëw ko déggul waaye arrêté leen lii kii ngeen di def musique kii ngeen def wala mbalax ngeen di nekkee am na saa ñu ngi ko doon wax sànq bu ma yaat ñu tuuti ci baadoola ñu xool lu ci wax même manu laalal ñu ci baadoola bi ni nga ko kiiwee ni nga ko rimee noonu neex na trop waxal ñu xool texte yi non même bu guitare mën nañu ci ñëw ak i problème bàyyil bu nit ñi toogee nga wane sa mbaadoole ba ñëpp a xam loolu ci yow mi baadoola da lay tooñ mere la baadoola du gis gàcce yeggu ca sa njóogu boo ko tingoomee mu galala boo ko bootee mu mattala boo ko xajalee mu buux la ba jéem wàcce la boo ko mayee sa yow yaay baadoola jërëjëf manu mën na yem foofu manu yow lu tax ngay woyee comme eeru waajooju nga jël weeru waajooju Seydina Issa Laye je ne sais pas eeram moom nga jël xanaa fansam nga ñaw ma wala ni baadoola la Seydina Issa kooku yal na yàlla seral ay yaxam yëpp waxuñu ko waaw ci moom boo ko tudd woon kenn du ko tudd waaw air bi nga jël dama ko daan déglu lu bare ok loolu la Seydina Issa ki jàpp naa ko bu yàgg am na ay nit yu ma wax ni sax damaa niroog moom mais man musuma koo yëg ci sama bopp parce que musuma toog pour jël morceau Issa Wade pour way ko mais li nga ko daan déglu moo tax mu pikir mën na nekk loolu la moom ngay kii mën na nekk am na ñoo xam ne dañ may wax ne damaa niroog Souleymane Faye noonu niróo leen waaw ma ne xam nga yow si parce que morceau bii nga dégg ci man am na ñoo xamante ne dañ may wax damaa niroog maxu lébu gi jaar nga ci moom c'est normal waaw parce que c'est-à-dire te nag yow gis nga portrait bi boo ko dégloo tas ànd nga ci ñaari groupe tas ba noppi tudd yaa salaam waaw même labba sax waaw ñaari groupe jóge nga fa waaw parce que xuloo moo la fa jël gëstu ak lan xuloo kat bu mag la ak pere bi ak pere bi labba aussi ànd moom dañoo nekk en Gambie ba ñu nekkee en Gambie dañu formé woon foofu Sénégambie groupe Sénégambie groupe Gambien yi ñu ngi may dégg d'accord ok mais léegi yaa ngi waajal album wala foo toll ci def naa premier album bi ñu ngi nekk ci promotion album bi waaw yaa ngi ci boobu ñun gone gu ndaw lañ mu duggee ci woy ba nekk ni ça booba xale yu tuuti non man ay fan laa def ci musique dimbali ma ngaa ba ay fan Sanjoogu bul ma tojal waay bul ma kojaan bul ma kojaan yaa salaamu waay baadoola gisagoo dara da ngaa mer ayca ñu jàll nag ci beneen invité Babacar Gueye Babacar Gueye voilà Babacar Gueye yéen ngeen ni sûreté ak sécurité port yéen lan mooy seen problème yéen agent yi waaw Betty merci di le remercier mon ami ma ñëw pour songo ma ko xam na après lañu laalante xamal ne ku def armation lay waxal dinaa leen rëddal ñaari rëdd daal dooral ba muy bëgg a dee donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu plateau bi di nuyu suñu directeur général Aboubacar Sadikh Bey le nouveau DG donc Betty boo ma laajee suñu problème boobu dinaa sawar a tontu parce que ñun bi dañu nekk port nekk ay agent de sûreté et de sécurité biir port donc nekk ay agents yu takku yoo xamante ne ni ñun ñoo yor kaaraange bateau yi ci biir port bi maanaam installation portière sur le code ISPS. D'accord. waaw mais ñu jël ñu directeur bi fi nekkoon jël ñu dénkaan nañu benn société. bi ñuy wax Cheikh Kanté ci boppam. dénkaan nañu société bi ñuy wax SPS. SPS problème bi mooy SPS ñun lu ñu jàng sax ñun ci wàllu sécurité ak sûreté SPS jàngaluñu ko pourtant moom la ñu dénk. donc problème bi ñu am mooy bu ñu prise en charge yi quoi suñu prise en charge yi maanaam boo feebaree balaa ngay faju il faut nga dem ba seen direction ñu jox la waaw jox la kayit ne la demal seen pharmacie ñoom seen pharmacie bopp et puis IPM c'est autonome ku xam IPM xam ne
agents yi si bopp ñoo ko war a gérer am seen conseil d'administration bopp pour gérer ko ñu ne détawaay ñu dem si salaire yi ñu virer ko dans les banques. ah yéen a domicilié ubbi ay compte ñun ñoo ubbi compte yi. parce yéen a que domicilié salaire bu dépassé benn limite bi. dootuñu la ko fay billetage. kon du la ko fay billetage. ok donc ñëpp dañuy d'accord. c'est automatique. ok ñu dem dans les banques. ñoom daal bon maanaam. ñoom ñoo tànn banque yi leen neex yóbbu leen fa yéen. non wala yéen a ubbi seen i compte. non ñoom ñoo tànn banque yi fi ñu doon yóbbu salaire. fi ñu yóbbu salaire. ok donc ñun ay employé lañ. ay nekk ay doomu Sénégal di liggéey bëgg suturaal suñuy njaboot ak suñuy famille. comme tout le monde. donc nag ñun problème bi ñu am mooy. waaw kañ pour que ñu virer salaire yi. ñun dañuy dem si banque bi ne fii xaalis amu fi yéen seen service viré fi dara. te day fekk heure fayeeku te day fekk heure fayeeku jot dañuy dem ba le 9 ñu dem ba ay le 10 ñu renvoyé la banque bi renvoyé ne yéen da ngeen am dette sax partir dem leen seen direction ba ngeen demoon dañ fi am direction port. non direction espèce. espèce moom ñu leen dégg. d'intérim la. bu nekk moom la leen Cheikh Kanté moo ñu ko dénkoon quoi. donc y a problème quoi balaa ñuy fay ko. te yéen sécurité bi nga xamante ne da ngeen bëtti yow da ngaa fekk ku amul benn problème. yow yaa fekk ku amul benn problème. bu ko neexee mu wax loolu parce que man suñu borom damay sant yàlla. nit boo ko xebalee problème xam nga doomu aadama dafa nekk loo xam ne saay déglu ma nag. bëtti saa du ma dog bàyyi ma àggale rek. ki ma posé question tey waxut ni non déglu ma mais da nga sa question dafa am lu ci ne. bàyyi ma àggali non da nga wax ba jeexal. jeexalaguma yegale xam nga. te ñun port moo ñu recruter. c'est le port qui nous a recruté. lu ngeen am ay CDD wala CDI. non ay CDD. CDD donc CDD yi. donc d'un côté benn CDD 1 an la ñu signé waat 2 ans donc loolu on considère comme permanent. donc ñoom régulariser une affaire société d'intérimaire boobu régulariser ñu dara. léegi bu ñu bëggee fayeku ngay dem si banque na xaalis amul nga dem seen société yi taxaw di fayeku au-delà de 9 donc. war nga mën a jot taxaw laaj sa salaire. waaw ñu ne lan. donc ñoom ñu ne bu leen taxaw fii bon bousculade yi ngeen def fii trouble à l'ordre public nangam. te amu leen droit arrêté liggéey bi. te amuñu droit non duñu arrêté parce que ñun dañu bëgg a continuer port Sénégal la bu taxawee Sénégal gépp taxaw. mais tamit tout travail mérite salaire à temps. non loolu lépp dafa bokk ci li président Macky Sall wax bëgg sa réew. dafa bokk ci jaamu yàlla. président daf ñu jàngal. comme état ci lu muy doxee. ba pare wax ñu ni nga xamante ne moom président bi léegi talu fee nekk di leen jàngal. déglu ma bul fi créé jàng ñun ay républicains lañ. déglu ma sunu gars yi itam nekk ay républicains yoo xamante ne nii ils ont derrière le président de la République. waa sëñ bi man li may laaj mooy kii mi ngi doon xaalis am pour ñu fay leen xaalis bi ñëwaat ci seen xam naa la ñuy fay société boobu xam naa la ñuy bëgg si directeur bu bees Aboubacar Sadikh Bèye. lu mu bëgg. lu ñu bëgg ñun. lu ñu bëgg ci moom mu jàppaluñ ci mooy sunu kilifa. Aboubacar Sadikh mu nga fay nekk weer wu jot. mu ngi fay nekk. kon lu tax duñ leen fay loolooy. loolu mooy problème bi wala déglu yaa problème déglu naa ko kay. ñu fay ko ay le 10 amee lu ñu benn weer parfois nga ñëw ñu ne la non duñ la fay salaire global. waaw da lay fay moitié. parce que da ngeen yor bor seen direction dafa yor bor. non bor amu fa non dégguma benn bor. bëti yow xanaa déglu kii maanaam ñu ne la yéen sa banque bi da ngeen société boo xam ne da ngay ñëw di fayeeku ñu ne laan demal ñu Orange Money. waaw Orange Money. ngeen baal ma quoi moom la ngeen di fay non mënuñu la fay lépp donc dañ lay fay au moitié après ñu fayal li des. waaw loolu lu tax. waaw donc loolu y a une mauvaise gestion donc loolu la ñu bëgg mu dañ. ça am na lu ma bëgg léegi sëñ bi c'est que man li ngay wax ni yëpp xam nga man bi ma xoolee angle bi ngay wëndeelu. waaw yaa ngi wëndeelu pour jëm ci terrain politique. man te terrain politique taxul waaw ñun terrain politique bi taxul ñu jóg da nga ne da ngeen a am ay jafe-jafe. dëgg la mais man ba nëga ni dégguma fi nga wax ne toog benn weer buñ da ngeen di yéex a fayeeku. dañuy yéex a fayeeku mais yéen a ngi fayeeku. mais ku fayeeku le 20 da nga li nga fayeeku da nga koy dugalaat ci biir da ngay endetté. doon bu dee sax yaa ngi fayeeku le 20 kay léegi defal le 20 muy sa weer wu dee. non mais réew mi actuellement nii ñun li nga xamante ne nii moom nga soxla. denrée réew mi neexul quoi. non réew mi neex na. gaa yi waaj a wax kañ ne dégg nga ko waa ji ñaari tànk la taxawee. gaa yi réew mi neex voilà. c'est que sa waay ñoo loo xamante ne nii dañ koy xaar. waa léegi à part retard salaire yooyu à part retard salaire yi. waaw yeneen problème yan ngeen di jonkonteel ci seen mbirum liggéey. waaw yeneen problème yi mooy ñun problème yi ñuy jàkkonteel carrément. waaw au sein du travail ñun suñu prise en charge yi la. prise en charge prise en charge yi. waaw
maanaam caisse sécurité sociale. IPRES. te ñoom seen contrat dafa war a jeex le 13 bii nii. ñaan. société d'intérimaire boobu. société bi d'accord ñu ñaan nag Aboubacar Sadibé mu nekk nit koo xam ne. pour sympa koo xam ne seen situation daal xool suñu situation jàppale ñu. xam ne ñun ay doomu Sénégal lañu ay rakkam lañu ay mbokkam lañu. ñu ci gannaaw di ko jàppale. mais yéen au lieu avant ngeen di ñëw fii émission Ataaya depuis ngeen constaté boobu les retards ci seen i salaire ak prise en charge yooyu ngeen di wax. est-ce que essayé ngeen rencontrer ko dem wax ko seen i problème. docteur Bess. waaw Aboubacar Sadikh nan. Aboubacar Sadibé. voilà dem ngeen ci moom. moom bu mu toogee yàggul. waaw mais. mooy dénoncé dara ngeen may nit ki grâce après waa ngeen ko rencontré yëg na ko mais balaa ngay régler dara day fekk nga nekk maanaam nga mais la moo tax période Cheikh Kanté problème amutoon moom pare na pour régler ko Aboubacar Sadibé ku ko xam ne pare na pour régler déglu ma bul politique lu tax jamonoy Cheikh Kanté problème yooyu amutoon daan ngeen teel a fay Cheikh Kanté tegee foofu au temps de Cheikh Kanté waaw non boobu xam nga boobu jamono boobu xam nga ku ne xam ne Sénégal moom société boobu noonu société xam peut-être daf ko dafa jege foofu dafa jege société boobu. kan moo jege société bi. waaw ki fi nekkoon. Cheikh Kanté waaw dafa jege société bi léegi yow Cheikh Kanté sax mënoo tudd turam quoi ki fi ne woon ngay wax. mais loolu laa mën a wax parce que bu ma damay bañ dugg ci foo xam ne du sama domaine. comprendre nga maanaam di wax ci ay loo xamante ne. non xam nga yow fi mu doon yow ba léegi ñoom. béti kooku ba léegi Aboubacar Beye. Sadikh Beye ba léegi toogagulee nag moom yéen. non ñu ngi jokkoo ak moom téléphone. ñu ngi wax ak moom ni tête à tête mais dañu toogagul ak moom table ronde. toogaguleen tooguñ mais lu tax nga mën a affirmer ne bon Aboubacar Beye ku baax la dina régler problème bi. parce que dafa ñëw wàcc sur le terrain. def visite de dafa ñëw wàcc sur le terrain bu ñëwee du wax capitaine du port du wax officier du port du wax kenn agent yi lay waxal day fekk ki gën a mu nekk taalibe. day ñëw fekk ki gën a xam ne kenn du ko wax ak moom mu ñëw toog. jonkan wax ak moom ne quel est votre problème. d'accord mu nekk nit koo xamante ne président bon lu mu tànn xam na ko. parce que Aboubacar Sadibé bu mu ñëwee. na ma xam ne waa ji mooy waaja la. dégg nga kon kañ mënoon ngeen dem ci moom wala ngeen xaar tuuti. jarul woon ñëw jarul woon ñëw mais boo gisee ñu ñëw ataaya. mais kii li mu def c'est que du lépp nga mën a du lépp nga mën a wax comme toogaguñu. mais booy ñëw da ngay ñëw pour leeral. waaw day ñëw pour leeral d'accord. mais ataaya boo gisee ñu ñëw ataaya dañu bëgg carrément jox alerte pour Aboubacar Sadibé xam ne ñun ay frères am lañ. yéen ñaata agent ngeen au total. mën nañu plus de 500 agents. plus de 500 agents. waaw mais est-ce que war ca port may ma est-ce que li leen war ca port. waaw yéen a ngi koy doxal ba mat sëkk. liggéey bi wàllu sécurité boobu. waaw liggéey bi ñun xam nga ñun dañuy sant officier port yi ak commandant du port ñun bu ñu ñëwee en 2013. commandant du port yi ak officier du port yi dañu former sur les normes internationales mooy code USPS. donc naka la kaaraange nga war a mën a gérer sûreté bi. donc moom bu mu toogee dañu xool carrément sûreté bi. port yi war nañ ko ñoŋal port Afrique de l'Ouest yëpp ñu créé convention internationale mooy code ISPS boobu. ñun ñu formé ñu sur les normes code ISPS. maanaam jàngal ñu légitime défense jàngal ñu naka la ñuy fayee lakk ci biir port bi waaye c'est norme internationale. jàngal ñu naka la ñuy. jàngal nañ leen ñuy jàppee sàcc. yëpp armation mais port sàcc bi bari na fa. non ñun bu ñu ñëwee loolu jeex biir port. ñun bu ñu ñëwee loolu jeex biir port nit di wàccee ay auto port ñu sàcc lépp démonté ko nga ñemewo fa woon dugg ñemewo fa dugg ñemewo fa dugg te doo fa génne dara mais jamono fi Macky Sall toogee ba léegi non bàyyi li loo fa liggéeyul doo ko fa waaw déglu ma sëñ bi bëti fan yi passé man gis naa benn fa waajoo xam ne bi envoyé na oto boo xamante ne bi ñu wekk kii yi lamp yi mën na la envoyé benn oto rek na ni ñu def intoxication non mais ñu toje ko ci port xam nga ça Sénégal la ñu nekk non c'est que nañu wax rek boo port kenn du fa sàcc dara xam nga wane benn affaire xam nga na la nangam pour vraiment carrément maanaam vraiment li ma gëm man Babacar Gueye mooy port bi ci boppam est-ce que mooy la sûreté bi ñu jëm ko respecté ñoŋal ko maanaam agent yi ñu gis seen bopp parce que mënoo gérer sécurité sa xel du dal. d'accord parce que ñun balaa ngay accéder ci gaal yi balaa ngay ñëw boo duggee biir port. balaa ngay accéder ci gaal yi badge moo lay dugal foofu mais balaa ngay accéder gaal yi ñun ngay jot ñun ngay war sa badge ñu enregistré ko. nga doog a mën a accéder ci biir gaal gi. d'accord donc kooku bu amul xel mu dal. su amul maanaam bu amul prise en charge bu normal
donc xelam du dal quoi vraiment liggéey day liggéey nii rek mais aveuglement lay liggéey. ok donc ñu wala boog muy liggéey di absenté. wala muy liggéey di absenté wala muy liggéey bon maanaam. waaw mais xam nga fii Sénégal la yéen a ko wax dafa metti donc man je crois que salaire bu dem ba le 9 Sénégal dafa metti de bu loolu Sénégal ñàkk bëgg jot sa salaire mu tële du yéen a ko wax ku liggéey di nga am. mais yéex a jot ngeen wax mais yéex a jot vraiment waa ji jaaxal na ma quoi waa ji ne dangereux ce gars là. mais dañ ko war a dénoncer. non mais ça c'est dangereux. dangereux comme quoi. yow saa problème yi nga wax jànkonteel yi ngeen di jànkonteel yëpp tey nga ñëw ba fii ne problème amul. parce que boo ne Sénégal man fekk man li c'est grave xam nga problème dama am problème yoo xamante ne daara bi sax nangu na ni jafe-jafe am na mais yow nga ñëw ne ñëw politique yu noonu ça man dama xam li tax may wax xam naa li tax may wax li tax ma ne problème amul Sénégal c'est que gis nga Sénégal dafa am bari façon nit ñu nekk ñoo xamante ne nii dañ mën a créer affaire mais gis nga ñun ñii actuellement ni loolu yëngaluñu dans yëngaluñu béti ñu ñëw dañu tey ñu teg réew mi ci jàmm après léegi Sénégal jëm c'est bon xam nga kon ñu tënk ni yéen kon problème mu retard de salaire rek ngeen am problème retard de salaire prise en charge jeex na am tenue bu normal mënoo ko am foofu ñoom duñ joxe tenue bu normal dàll yu normal duñ ko joxe maanaam tenue complet parce que ñun bi ñu doog ñu en 2013 dañu armé jusqu'aux dents donc port bi yat ngeen yor en tout cas port bi non ñoo foofu dañu armé jusqu'aux dents parce que dañuy jàngal lépp saa bu ko neexee wax loolu yow boo ko duggee boo camouflé nga dugg foofu d'accord ñu ñëw PDS ayca ñu dem nag ci PDS waa Yoff ñu ngoog di ci mbaxane mu jekk bi Yoff moom saa yu ñëwee Diop Sarr dóor leen ñu daanu ñoo ko ñu ngi bëgg dee Diop Sarr ay ngand waa léegi PDS waaw yéen du ngeen dem ngeen seet ngeen dem seey biir APR wala ngeen xool nu ngeen di def parce que fi mu nekk ni kenn xàmmeetu leen membre yëpp dem nañ dóoratu leen fayootu leen xanaa à part bi ñuy voté loi parrainage bi show ngeen fa moom d'abord permettre ma béti yu njëkk yi dama am lu ma fàtte muy lan mooy Sénégal si fan yi weesu ñi ngi jaal sénégalais yëpp mooy suñu frère Habib Faye ñaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xaare ko àjjana di rafetlu waa jotaay bi di leen nuyu vraiment ñoo bokkal plateau ñëpp di leen remercier ci initiative bi ngeen ñu permettre ñu mën a waxtaan ak sénégalais yi yaakaar naa li nga évoqué léegi nii tey APR loolu moom wax ju yàqu la parce que waaw Babacar dañ nga déglu rek moom waru fee wax bul wax dimbali ñu nga bàyyi ko mu yeggale demal débat pour mu ne foog ñu déglante quoi parce que man non demal yow instant bi mooy li ñuy wax xam nga tey ñun PDS maanaam tey fi ñu toll nii réew mi gëm naa ni ki fi nekk si nguur gi ñu ñoo ko tere nelaw waaw parce que saa yeewoo rek mi ngi jéem a xool ban élément lay récupérer PDS. ma defe ni il est que tere nelaw. non Karim Wade moo tere nelaw. way Karim bu fi wax waxi Karim dóor faywul puusut paasul yéen Karim ma nga ca dëkk ba toog ñu wax. allez-y may leen ñu yeggale. yéen Karim mi ngeen la ngaamu rek te koo baax Karim kañ lay ñëw. xam nga Betty. candidat bu invisible boobu. Betty dafa am loo xam ni moo xewoon. maanaam nit ñi buñ ñu fàtte xaju fi président Abdoulaye Wade bi mu jël réew mi en 2000 boobu mi ngi ko fekk France waaw ñun liggéeyoon terrain ba mu mokk si lañ ko jëli France ñëw ne ko yaa fi sës réew mi ñi ko jëloon xam nañ leen ñoom Idrissa Seck ñoom Dansokho ñoom ñoo demoon jëli Abdoulaye Wade ne ko yow yaay homme de la situation yow la Sénégal di xaar non may ma ñëw rek bi ñu waxee loolu ba pare Abdoulaye Wade jóge bitim réew ñëw ñu créé marche bleue ñu topp ko daw man xale yi doon topp di daw si marche bleue koy jox réew mi mu jor ko fukki at ak ñaar sénégalais yëpp tey ñoom ñooy jooy même jooy ngay dégg mooy que dëkk bi dafa maki dëkk bi dafa metti loolu la nit ñi di wax loolu mooy réalité des faits dëkk bi xam nañ carrément dëkk bi dafa metti carrément léegi dama lay laaj Karim ngeen war a jëli pour mu kii situation bi Karim mooy suñu candidat te il restera le candidat du PDS te incha allahu rabbi 2019 moom mooy nekk président du Sénégal incha allah ngeen dugg ci pax mi PDS xaaral rek man je vous aime bien mais moytu leen dugg ci pax mi. déedéet xam nga lan mooy dugg ci pax mi. xam naa baax Karim dana ñëw tey suba ëllëg ba 2019 ni jaww yi seen kanam. déedéet ngeen xam nu ngeen di def. déedéet dafa am ngeen plan B. dafa am loo xam ne dafay xew. muy lan moo xam ni foog ñu wax ko sénégalais yi yaakaar naa ni séntu asamaan jarul buuxante. muy lan li fi xew si kaawu Karim Wade ñëpp teg nañ seen bët. bi ñu pété nguur gi 2012. gis nañ régime bi en place lan la ñu njëkk a jiin
ay sàcc ay canapé ngeen sàcc ak ay portrait loolu yàgg na waaw xaaral ma expliquer rek dama lay wax fait bi damay résumer rek d'une manière ñu comprendre non parce que foog ñu leeral askan wi ñu comprendre non damay nettali mu leer parce que ay fait yu constant la yu am ñu jël Karim Wade paxamee ko fat jël ne carrément waaw day leer non ça dañ may déglu dañu ñëw pour ñu leer démb nag wax ñu tey non dañuy wax démb parce que démb moo tax ñu wax tey non démb moo tax ñu wax tey kañ la Karim di ñëw ñëw xam nga Karim ñëwam Karim dañ ko génne réew mi exilé ko ñëpp teg nañ seen bët guddi lañ ko génne bi ñu koy génne coupé courant yi coupé réseaux sociaux yi teg ko si jet privé génne ko Sénégal exilé ko par force loolu mooy réalité des faits loolu moo fi am loolu foog ñu wax ko Sénégalais yi Karim ñun actuellement amuñu tiituñu amuñu si benn xel ak ñaar que Karim dina ñëw Sénégal Karim doomu sénégalais la Ablaye Wade moo nekkoon papaam nekk Sénégal ba jiite fi Sénégal yaakaar naa ni Karim amul kenn ku koy tere dugg biir réew mi te lenn loo xam ne pëccaxoo gi ngeen nekkee PDS amul pëccaxoo ban pëccaxoo moo fa nekk béti luy seen problème yéen problème maanaam leadership moo fa am nga naan ma amul pëccaxoo non xaaral ma expliquer xam nga non béti xam nga problème mënul ñàkk fenn mooy li ngay wax mais problème bu tax ñuy wax problème amul biir PDS maanaam problème kër goo gis kër gi lu mu nekk stable dina am problème waaye biir PDS ñun nekk ñu si problème parce que problème mooy lan mooy que instant yi ñu ngi renouvellement si base yi instant yi parti bi mi ngi nekk en tournée actuellement ñu fi ay représentants ñu fa nekkal ñu dem si base yi instant yi bu ma lay wax tout récemment Saint-Louis lañ toll actuellement di def tournée di installé waat commission yi pour mën a préparer suñu congrès mais loolu loo gis si àdduna ay procédure la ngay def xam la la bëgg wax ci PDS mais tey moo la sànq si kii bi damay dellu si question bi wax plan B ñun amuñu plan B amuñu xam la mooy suñu plan plan A à Z Karim Meïssa Wade candidat du Parti démocratique sénégalais waaw c'est que man bon li may wax mooy da ngeen ne nii ne lu leen neex la ñuy génne man de moo ma jaaxal yéen da ngeen ne yaa ngi dégg waaw da ngeen ne dëkk bi dafa metti ba tax ngeen bëgg a ñëwaat est-ce que yéen fàttaliku ngeen jamono ji ngeen di bàyyi réew mi fi réew mi tolloon ci coupure courant yoo xamante ni bi dëkk bi daa ko ba ngeen ne créer plan tàkkal tey ji bàyyi Macky Sall yi mu fi def nii est-ce que tiitalu leen ba tax ngeen war a mën a sax bàyyee ko réew mi parce que yéen actuellement xoolal jam ñaajo ville la ko def ñu ne deetewaay aéroport bi macha allah gis nga nañ ko liggéey war ko yóbbu quelques ministères ak yeneen ak yeneen yoo xam ne président Macky Sall def na ko est-ce que yéen fi mu toll di waru leen a toog te da ngeen ne woon bi ngeen di jóge ci réew mi da ngeen ne woon Macky du mën a fay salaire yi te ba léegi mi ngi fay 2012 ba nagani ça mu lay wax benn mooy sànq béti moom laay interprété par rapport nga naan ñi ngi da est-ce que diñu gaa suñu bopp Karim gis nga Karim Wade ñëpp yaa ngi naan carrément ndax dañuy toog di xaar Karim ba 2019 passé ñu naan Karim waaw loolu de moo ma jaaxal waaw ñëpp gis nañ ni carrément Karim Wade jóge na Doha dem ba Koweït non xaar rek jóge na Doha dem ba Koweït waaw da nga may déglu rek dégg dafa jóge Doha dem ba Koweït jël ñëpp xam nañ ni Doha ak Koweït nekkul Liberté 6 ak Ouest Foire ñëw dem taxaw pour bindu ji war le monde entier que carrément li ko en tant que citoyen def na ko mooy dem bindu ji si liste électorale yi comme tout Sénégalais ñu mu amee droit mu def na ko loolu gis nañ ko par rapport ak sa question bi ngay wax ça veut dire que ñun réew mi fi ñu ko bàyyoon tey gàcce ngaalaama Karim Meïssa Wade parce que tey su courant bi stable paa bi wax na ko papa ji oustaz sànq wax na ko fi non dañu ma déglu oustaz sànq yow yaa ni carrément plan taxal kan moo ko defal kan moo defal plan taxal non nee na plan taxal sunu milliards yi waaw waaw sunu milliards dama lay wax gis nga àdduna béti xam ne lañ wax APR la béti li olof di wax dafa am solo dafa ni di nga jiw sa doom te doo fekkee njëriñam looloo dal Karim Wade Karim Wade dafa jur plan tàkkal defal Sénégal courant ba mu stable mais fekkeewu ko loolu la ñuy wax di nga jiw sa doom mais doo fekkee njëriñam tey suñu amee stabilité nii mais gis nañ ko fa ba si problème mu bato ñu indi Sénégal Karim Wade moo defoon commande def lépp bi ñu ne jogal ak kii lépp si turu Karim Wade la dañ koy d'accord dañ naan dañ koy d'accord mais instant yi majeure partie yi Macky Sall nekk di réaliser si projet yoo xam ne dañ ko defaroon ba mu pare yaa ni continuité waaw d'accord nañ si loolu mais pour wax leen carrément ñoom baaxu bi ñuy baaxu naan bilan boobu noonu mënuñu gis bilan parce que ci bilan boobu moo tax tey ñu dugal seen loi de parrainage waaw léegi seen bilan ñëwal ma ci régime en place bi nii bi nga ma wax mais ñii seen bilan mooy lan ñoom instant yi nii mënuñu wax lépp bon na parce que non waaye am na li baax a ëpp li bon nag nañ ko nangu dañuy d'accord xam nga
waaw xam nga tamit ñun ci réew mi la ñuy yeewoo. dëgg la am na loo xam ne di nga ko nangu sa morom. maam am na loo xam ne ay réalisation grandeur la bokk sax. waaw xam na ñun ay ndaw lañ. maanaam instant yi ñu ngi doog a dugg si politique mais politique bi ñuy demee daf ñu politique politicienne maanaam ñun du ñu xool nit ki neexuñu rek ñu commencé di ko critiquer. ñun dañuy bëgg débat objectif. ñuy waxtaan si problème boo xam ne sénégalais dañ si am njëriñ. am si gis-gis ba ëllëg si biir ku nekk fi nga toogaatee soo xoolee si nit nga mën ko xool si ay bët. ñu si loolu la ñuy doxee. tey soo xoolee dinaa bi tey ñun réalisation mun ñu ko gis tey demal si sénégalais yi panier ménagère lañ leen wax sénégalais dañuy xiif ñetti repas ndekki añ reer. mais li ma jaaxal ceeb bi mi ngi gënoon a seer ci jamonoy Ablaye Wade te jamono ji may déglu ndekki añ reer amul jamono ji fii kër gooy dugg ñu mën ko assurer amul waaw mais du comprendre li ma la wax de dama ne la mi ngi gënoon a seer ci jamonoy Ablaye Wade ceeb ak mais mi ngi gënoon a seer mais amul la njëg ñu ko jëndee mais léegi comme que dañuy wàññi nañ ko te nit ñi mënuñu ko jënd mais xoolal loolu sax est-ce que yenn maana bi ñu fiy nekk si nguur dañoo ne nguur Ablaye Wade ceeb dafa mais jamono yi ñu toll nii ñun jamono suñuy jamono di nga am njëgu diwlin di nga am njëgu ceeb mais jamono ji mënoo am njëgu ceeb ak njëgu diwlin. voilà yow léegi da nga am loo xam ne bi waxoon nga ko ci mbirum franc-maçonnerie nga ne franc-maçon yi nekk fi Sénégal nekk fi franc-maçon moo gën nekk fi opposition. waaw wax nga ko ci sa. lu tax nga wax loolu annonce bi. waaw xam nga tey maanaam man dama ni suñu nekkee si benn réew. ak oustaz wax ne Macky ni mu bëggee diine. waaw oustaz moom daanaka ak ceeb ji ñu ko jox yëpp. waaw war na ni. par oustaz bi ñaari yëre la fi indi léegi wane na ni carrément que ni foofu la bokk waaye kàddu yooyu ma yëkkati woon lu tax ma yëkkati ko parce que ñun ñëpp yëg nañ fi carrément que à chaque fois suñu demandé marche pour dem def manifestation gis affaire scandale yu am si réew mi wala affaire yoo xam ni carrément que jaarul yoon ñu war a mën a taxaw nekk di opposé constitution permettre ñu ko jox ñu statut opposition ñu koy def saa ñu bëggee dem laaj préfet ne dañuy manifester ñu rejeté ñu ne carrément que amuñu ay motif amuñu ay armée bu doy wala kii pour mu encadrer leen assurer sécurité bi à chaque fois loolu la ñuy wax mais ñu toog le 31 janvier préfet def arrêté wane ni carrément que franc-maçon yi interdit nañ leen pour ñu def fi manifestation ñu saluer ko parce que ay doomu jullit lañ ñu saluer ko carrément war ni carrément que au moins sax am nañu benn grandeur war nañu carrément fii dëkk diine la am na ay kilifa diine yu fi nekk waaw ñu mën a léegi préfet lu mu defaat ba ngay ñëwaat bi ñu toogee ñun ñaari weer ñu jékki-jékki gisaat mais le même préfet ñëwaat bi naat arrêté autorisé le 25 avril ne autorisé naa te li gën a yéeme sax soo xoolee dama lire avis bi sax man ay retaan moo ma dal soo xoolee si suuf avis bi ñu ngi bind le 25 APR 2018 APR kii baa ngi fi arrêté bi man dama ay moo ma jàpp sax parce que daa non avril la dañoo juum man li ma gis laa la wax papier noir sur blanc la tubaab xam li ñu def laa leen wax ay fait laay wax loolu laay wax li ñu def li ma gis lire ko moom laa wax le 25 APR 2018 maanaam préfet bi day wane ni carrément que moom sax li ñu woon commandement lay exécuté parce que tey suñu toogee genre réuni tey gis nañ fi waa kiiwu Jamra boobu léegi ñu ngi décrire wan ni carrément que waruñu mën a nangu réew mu mel nii ñoom Cheikh Ahmadou Bamba waaye lu tax yéen opposition bi dafa mel ni naqarluwu leen ko parce que yéen bu dee seen problème mu bopp ngeen ne nañ leen génn ci bitti mais problème franc-maçon yi dégguñu leen ngeen ne da ngeen di ñaxtu non xam nga du problème mu ay franc-maçon dañuy ñëw pour ñaxtu parce que am na loo xam ni tey du ñaxtu de non du question ay ñaxtu tey soo xoolee askan bi dara ñorul leen tey soo xoolee tey dama lay non mbiru askan bi moo ñu tax a ñor waaw li tax waxu leen ne yéen mbirum franc-maçon yi kay bu fekkee ne même ñii buñ ko dëggalee te yéen ngeen noppi kin dit rien constant loolu tubaab wax mais ñun déedéet communiqué bi ñu waroon def nañ ko communiqué la ñu war a def parce que du question du ça du chaque à chaque fois dañuy génn si mbedd yi am nañu ay priorité yoo xam ne waaw à chaque fois dañuy marché am na yoo xam ne ay communiqué kon daal affaire franc-maçon bi moom jarul marche non du question ay jarul marche parce que egguñu à un niveau boo xam ne wala mu banko non egguñu un niveau boo xam ne tey jar na marche boo xam ne war nañu mën a manifester mais communiqué di alerter war nañ leen carrément préfet bi da nga génn ñaari arrêté yoo xam ne mi ngi teyal xelu nit ñi parce que maanaam bañ ba mu neex ba pare nga nangu loolu dañoo bëgg buñ nee askan wi ñëw leen ñu dem ndax mbirum politique askan wi génn waaye bu fekkee ne askan wi am na leneen lu leen naqari mbirum diine ngeen toog yéen tegale seen tànk non loolu lay nuru di dafa mel ni gars yi ñu ngi bëgg am ci yéen raison non ñun par rapport mais da ngeen ko waroon a naqarlu génn mais yaa ngi naan ay Jamra ana PDS kenn moo fi génn yaa ngi fi wax waa Jamra manifestation est-ce que gis ngeen kenn ku génn ku manifester par rapport ak yéen da ngeen def ay communiqué yónnee ko rédaction yi non dañ si wax ne carrément que ñun gis nañ préfet génn woon arrêté
gën na arrêté war na ni carrément le 31 mars def nañu arrêté pour wane ni carrément interdit nañ formation yi def fi ndaje ñu toogaat le 25 avril mu génnaat benn communauté ne autorisé nañ leen ko ñu wane ni carrément am na incohérence boo xam ne am na si biir te loo xam ne war woon mën a nekk yoon parce que préfet ku toll ni préfet am information yu mat sëkk si biir réew mi tey doo nangu loo xam ne tey da nga koy bañal ay sénégalais yu nekk si biir réew mi di yeewu si biir réew mi di ko nangu ñoo xam ne étranger lañ jóge bitim réew ci coobare boppam la ko def loolu laa lay wax xam nga waaw non pour wane ni ñuy fonctionner préfet daa am ko fa teg affaire bi ay hiérarchie la hiérarchie boobu noonu xam nañ carrément que peut-être ay instruction la jot yoo xam ne ñoo ko permettre carrément mu lever ko loolu def na ko mais ñun ñu ngi toog di xaar parce que de instant yi nii comme que gis gu ñu fait constant ñu ngi toog di xaar parce que sénégalais am nañ seen mat bu mat sëkk ba suñu gisee formation nekk si réew mi di def yenn manifestation ñu autorisé leen ko ñun am nañ ay jullit lañ si réew mi la ñu juddoo yaroo fi xam am tuuti loo xam ne xam nañ ko suñu diine tey suñu gisee leneen loo xam ne day nax sax suñu diine mbasa léegi dañuy ñëw ànd ak Cheikh Diop ñu daal di dem ci question yi maanaam ci question yeeg tontu yi ñu tàmbalee ko fañ ko tàmbalee woon ci oustaz Tahirou aywa Cheikh askan wi lu ñu wax dama ko bëggoon a laaj ndax ñoom am nañ kuréel goo xamante ni day dox ci loo xamante ni mooy di dal ci kaw daara di wax loo xamante ni nekkul ci biir daara est-ce que teg ngeen kuréel boo xamante ni moom mooy saytu wàllu boobu moo xamante ni ak ñi nga xamante ni dañu mbubboo daara te doonuñu ci leen di jël ay booy di leen dajale di leen yalawaanloo ba pare ñu ciy yàq seen der est-ce que pare ngeen pour ñooñu ngeen saytu leen ba xàmme leen ngeen boole leen ak yoon ñu teg leen ci yoon. man damaa jàpp man ñun ñi ay jamono bi ñu daan jàng alxuraan ñun ñi dañ daan yeewu 5 heures du matin julli ba pare dem yéwaane bu yéwaane ba ñëw dem àggale jàngal alxuraan bi. mu gis léegi Ndakaaru Njaay dañuy xale taalibe dañuy taxawaat Ndakaaru Njaay bay midi te boo leen laajee lan moo tax dem ñu ñëw dañoo am sas ma yaakaar ne sëriñ si xaalis bi dañu gën a toppatoo fa ka jàngal booy alxuraan. sama question maa ngi koy jëmale ci wàllu daara internat parce que daara internat saytu bu ci war a am mu ci am da ngay jógee dem teg sa taxaw sa am sa xaalis dem taxaw sa daara ubbi sa internat yow seen daara wala am na ay autorisation yoo war a kii daara internat na la demee parce que ñun gis nañ daara internat yi xale yi ciy génnee seen fàtte dafa yomb loolu pour ñu fàtte ñu jàngoon dafa yomb beneen question mooy est-ce que ñi nga xam ne ñooy jàngale suñu daara yi jàngale dañuy def formation dem jàngale wala dañuy mokkal avant rek dem jàngale. xale yi nga xamante ñoo nekk di yalwaan est-ce que seen droit la boo xam islam da leen ko may ñu war leen yalwaan loo bu fekkee déedéet lan moo tax ñuy yalwaan loo xale yi beneen question moo di ñi nga xamante ñooy ubbi internat te amuñu doole. xamante mën nañ dundal xale yi ci biir est-ce que jotu ñooñu ñu mën a bàyyi internat bi ak ñi nga xamante ñoo am doole nga xamante ñoom léegi dañuy mën a jàngal xale yi bu ñu leen jàngalee xale yi du wàcc di dem ñibbi bu ko defee vraiment day mag yi ñuy dégg yëpp ñu mën ci mucc daal. dañoo déggaan nguur gi ñu tegaan fi ay kii ñoom ñu waxan ñu ni yalwaan bi dañ koy jëlee ci réew mi quoi aussi tam taaliba yi tey leen fii dax gën di yalwaane man dama doon laaj ba xam loolu yéen a koy bàyyi. aussi tam sàccum xale yi bari na lool ci réew mi te yéen taalibe yi ba léegi ñu ngi yalwaan nguur gi da leen a taxawul jàppale leen wala yéen da ngeen amul loo leen dundale xale yi ba li nguur gi waxan yéen sàmmante woo leen loolu quoi xam. mi ngoog Sanjogu Oustaz Tahirou. laaj yi bari na macha allah. alhamdulilah waaye jàpp nga ko. waaw waaw gannaaw bu ñu sant suñu borom subhanahu wa taala wax bi am na solo question yi naa ci ñëw. ci mi ngi naan ndax. waaw xam nga maa ngi doon wax léegi lu jëm ci wàllu programme PERSIDA bi dama juumoon ci 64 daara loolu lu am la te mu ngi si programme am mu tabax 32 ak yeneen 32 public ak privé mais ñaar question yi ki jiitu ku wax ndax parce que kuréel bi balaa ma ñëw sama kuréel bi. ndax am ngeen kuréel guy saytu. waaw loolu laa lay wax waaw xam nga sunu kuréel bi am na ay programme bu bëri lu mu teg lu mel ne tey mbirum ci wàllu l'islam daara bi ñu lakkoon fii Médina ci jamono boobu. waaw 2014 wala boobu 2015 am na li nga xam ne xam nañ ci dara jóg nañu ñu taxaw ci. ñaareel birima ni xew fi
julli di leen di sonnal waaw Birmanie problème boobu ñu ñaawlu ci bu baax ba ma woote ma dem 2STV def benn débat ba ci Sénégal tax na ñu def ay kaamil alquran ñu woote ñu ñaan ñu wax ak président na ci eggale gars yi ci élection moom def nañ ci réussir ak leneen li nga xam te bëri na mbirum daara bi ndax état bi taxaw na leen man mu ngi si jéem mais dafa am lu manqué parce que ñun boo gisee kuréel bi tey am daara yëpp lu mu tabax dégg la même man oustaz Tahir ñoo ma xamee nañ ma kan mooy oustaz ci liggéey l'islam bi laay xëy ak liggéeyal tamit jàppale président Macky Sall. baax na beneen bi ñu am na ñuy mbubboo daara. am na ñuy mbubboo daara loolu du ñàkk. waaw mun naa ko nangu. mais am na beneen jël xale di ko andi. Qur'ana heure bi mu war a toog jàng jàngul heure bi mu war a noppaleewul loolu du dégg du yoon. sas bi nag boobu yarawaan kii wax sas amu ci am na ñi nga xamante ne non waaw xam nga lu tax. xam nga waaw maa ngi koy tontu. sas bi mooy yelwaal booy jàngale nit. suba xëy na comme jàng na 6 heures ba 9 heures. mu jóg mu dem utu lu mel ne ay ndekki. am ay ceeb am ay suukar léegi-léegi nit mun na ko sadax. non loolu kenn Bakara Banaasi kenn tuddul kilifa diine wala jàng alquran nanga sas taalibe andil loolu mun nañ ko am na ñu koy def am na ñu ko fekk leneen tamit wax bi yéenewul maana mun naa du ma wetti mun na am mais am na lu bëri tamit amul ñaar mu ne ndax sëriñ daara yi ñi ubbi daara dañuy am formation wala lan wala rek ubbi sa daara waaw xam nga daara li ma la wax dafa am ku daarul majalis ba am ijaaz kooku Bakara Banaasi mukkal no hafiz la kooku bokkul ak ku jàng école arabe ak ku jàng ci wàllu am na kuy jàng sharia ci wàllu fiqh mun luga ak naxaw ak yeneen fununul ilmul qur'an yi wala fekkee deful formation bariwul ci ay borob daa ñi nga xamante ñu mel na man tey boo demee Fuuta tey wala feneen si réseau yi am ñu bari ñu ngi mukkal alquran jàng sharia mun xam-xam mais musul def formation loolu formation bi jël nañ ci benn programme comme mbirum bac arabe bi xam nga waaw am ngeen ci programme yéen mu ngi ñëw waaw xam nga léegi maa ngi ñëw ci cansion bokk na ci seen programme bokk na ci suñu programme pour dem jël ñeneen def ay formation comme formation professionnelle ministre de formation professionnelle sàcc xale yi bari na te xale yi da ngeen leen di yónni ci mbedd mi ñuy yalwaani yéen du ngeen ciy xam sàcc xale yi métti nañu loolu surtout jamono bi tey gis nañu ndeysaan ñuy dem ay sàcc xale wala di dagg du kenn def lu kenn xamul ak formation bi man li ma bëgg wax formation yi ak góor jigéen yi lu ma bëgg wax l'islam kenn du fi jëlee mbirum yelwaan moo wax na ko ndax yelwaan dinañ ko fi jëlee non système yelwaan bu ñu war a dindi non ban système yelwaan mënuñu nangu nit waaw xam nga 1 heure du matin wala 1 heure du matin wala 1 heure 14 heures nga war a dem noppaliku di jàng nga nekk si ci oto yi ci kaar yi ci yenn forus yi loolu d'accord ma ci l'islam andu ci ñun tamit kuréel bi d'accord ci waaye nag yelwaan moom ban système yelwaan du fi deñ waaw ban système yelwaan xam nga dafa am ay kii léegi ñettal bi maa ngi ñëw mbirum tey fu ñu war a dindi parce que dafa bokk ci formation talibé mbirum yelwaan ngir da lay toj day toj sa xol maanaam mbirum formation la tarbiya la waaw mais am na yenn yelwaan waxuma yelwaan bi nga xam ne di ñuy wax sas xale wala léegi nag loolu tamit waaw c'est bi bu fekkee gouvernement bi programme bi mu jël bu gën a mu réussir ci am na ci solo bu baax la na dem si daara yi ak ci ñu mel ni ñun tey na wax ak ñun non président Macky Sall nañu woo xam na ci lu ci bari ñu conseillé ko li nga xam ne ba fekkee jëlul ñeneen ñi nga xam ne xamuñu sax lan mooy daara lan mooy leneen di dugg di nekk ak ñoom di leen Bamba Ndiaye dugg na xam nga loolu la ñu bañ nag franchement nii loolu la ñu bañ ñu ñëw ci loolu nag dañu ñaata nag Cheikh Diop jëli nag laaj yi ñu jagale Manu Ya Salaam non Manu kii sa Cheikh kii lu tax loolu Manu Ya Salaam amul laaj waaw Manu Ya Salaam gars yi kenn laaju la ñu dem ci Babacar fa moon ñaari question yu ma bëggoon a poser seen invité boobu représenté les agents
sécurité portière. ku xam port xam risque yu fa nekk ku xam port xam poids économique bu nekk foofu noonu. man dama ko doon laaj est-ce que ñoom mos nañ jànkonteel ay problème d'insécurité yoo xamante ne teg na seen kaw ñoom seen bopp ñoom agent de sécurité yi est-ce que mën na si jox daal ay exemple sama deuxième question mooy est-ce que ñoom bokk nañ bien affilié wu nañ ci benn syndicat parce que yàgg nañ ñaxtu yàgg nañ leen dégg ñiy ñaxtu waaye dégguñu benn syndicat boo xamante ne tudd na leen. Babacar ñaari laaj yaa ngoog. te ndax mos ngeen jànkonteel problème mu sécurité ci seen biir liggéey ci port bi wala. ci ñun quoi waaw. maanaam ñun suñu problème. insécurité ci biir port bi mosul am. durant 2013 ba léegi bon ñu ngi liggéey ci jàmm. d'accord. au contraire parfois dinañu jàpp ay clandestins yoo xamante ne ni ci gaal yi lay nekk wala ñoo xamante ne ni dañuy ñëw pour ñëw pour sàcc. parfois da nga am ñoo xam ne dañuy ñëw am badge. man ma defoon sàcc ñëw wan la badge boo xamante ne. suñ duggee non du doon fal sax badge bu baax. d'accord. bu ñu duggee ñu arrêté leen. ñu dem ci biir di def ay naka su dul noonu bu ñu wane bu ñu interpellé ñu ne gars am na ku nekk fële donc liggéeyul. pourtant si équipe bi la bokk. dem leen ngeen génn ko ñu ñëw génn ko installation yi nangu badge bi yóbbu ko contrôle accès. d'accord. waaw donc loolu daal. loolu ngeen di jànkuwanteel te aussi am na beneen problème aussi boo xam ne moo nekk ci biir. mooy comme quoi que ne ñun ci biir port bi am na ay yoo xamante ne nii maanaam société yi nekk ci biir port. am nañ seen i vigile bopp ñoom. d'accord. mais ñun ñoo gën a titulaire foofu ci biir installation yi. maanaam ñun ñoo représenté foofu police foofu quoi et police portière. ci biir port bi waaw sur le code quoi. beneen bi mu ne dégguñu leen ngeen syndiqué. waaw am nañ ci benn syndicat bu ñu affilié wu mais syndicat xam nga Sénégal. du syndicat yëpp nga mën a ne ñii ci syndicat boo xam ne travailleur bu jóg rek ñu ngi sa gannaaw pour jàppale. yéen ci ban ngeen affilié. ñu jox syndicat bi ñuy wax SYMPAS. ku koy jiite. SYMPAS bon ci Modou Giro la ci xam ne Modou Giro waaw ci Modou Giro la nekk. mais syndicat boobu ñun dañuy dagg chaque mois. syndicat dañuy dagg chaque mois cotisation foofu. ci kees ga. mais amul suñu benn métier boo xamante ne mas nañ ci wax. mas nañ ci jooy. mas nañ ci wax wala ñoom daal li ñu intéressé mooy fin du mois ñu dem jël li ñu cotisé foofu. non si yëg nañ ko man dama comprendre ne ñoom syndicat dañ fay nekk pour cotisation employé wala ñoom dañ fay nekk pour leneen quoi. d'accord syndicat yi nañu ñëw ngir yàlla ñu jàpp Sénégal xam ne Sénégal parce que li ngeen di kaas nii syndicat moo leen ko waroon kaas moo ko war a kaas mais kaasu ko ba ñun ñu koy kaas nga xam ne syndicat boobu c'est pas la peine dañ ko fay jële sax bàyyi leen ay ñu jëli nag dernier laaj yi ñu jagleel ko nag Ablaye Bari ñu ànd ak waa Régie dellusiwaat aywa Ablaye déglu sa kii bi sama question pour sëñ boobu toogal waa PDS la dama koy laaj rek dama dégg si annonce mu ne Macky Sall dafa lal ma koy laaj moom lan la xalaat si par exemple bi nga xamante ne toog na si télé ñëpp dégg ko mu ne formation la woon waaye génn na si léegi te kon nga xam ne formation ne du léegi dugal génn la ci ak tamit lan la xalaat aussi si kilifaam googu tamit nee na formation la woon génn na ci lan la xalaat si li mu jël aéroport bi nga xamante ne ñun Sénégal ñu moo ko moom mu jël Blaise Diagne bi nga xam ne ku ne ñëpp xam nañu ne formation la woon mu jël ko tuddee ko ko. moo ko waxoon publiquement nee na woon formation doon waaye bàyyi na. instant bi nii dégg na laaj yi. ñàkk nga. li ma si wax rek mooy que instant bi nii. man dem interprété nañ ma si laaj naa leen ko nee naa leen suñu fekkee am nañ vidéo rek wala audio boo xam ni gis nañ ko Ablaye Wade waxoon ko. nañ ma ko tege wala ñu wan ma ko man en âme et personne mosuma ko dégg man lu ma xam si Ablaye Wade mooy ñoo bokk fu ñuy jokk. murit laa ko jàppee. murit man ma nekk murit ñu bokk yoon boobu loolu laa ko mos a xamee. mosuma gis vidéo wala audio boo xam ne tudd na fa lool. waaw nee nañu aéroport bi mu tuddee. waaw xam nga. bien que nag bëggoon nañu ngeen teewaat aéroport bi yónnee pour tuddee ko mu ne ko bëgg ko tuddee dana ko porter plainte. xam nga tey Ablaye Wade du liggéey jël aéroport bi toll noonu dimension internationale muy aéroport Blaise Diagne. ñu koy remercier si ouverture bu mu ñu def ak le fait que mu am initiative vision bi ñuy gars yi di tiitaroo moom teel na ko am ba jiitu. Babacar dañuy dégloonte boobu léegi maa ngi la respecté dañuy joxante cër ay ndaw lañ xam nga rek mon frère pourtant sànq yaa ngi dugal benn yaa ngi wax benn kii boo xam ne mun naa si impliqué duguma sama soo xoolee sama kii bi ñu koy def transport logistique laa def sama portrait bi nga naan port duñu fa jël dara man dugg naa port liggéey yàgg naa fa def ay enlèvement moom nga gis ñu def ci te am na trafic bi ñuy wax sàcc boobu dafa am port loolu moom ñëpp am na xam nga mais
d'accord na ku nekk yem na ku nekk yem sa thème xam nga man dama yem sama thème météo ci aéroport ak aéroport bi tey non si mais xam nga tey dañ koy saluer parce que tey ku mel ni Blaise Diagne xam nañ ni carrément que tey ñu sigil Sénégal tey ba Sénégal nekk fu mu toll nii dafa bokk si ñoom Valdiodio Ndiaye ñoom ñii ay Blaise Diagne Abdoulaye Wade su jëlee ku toll nii Blaise Diagne tuddee ko aéroport bi loolu lu war la mais ça veut dire li ñuy gis par rapport ak moom gis-gisam bokkul ñii dañuy gis aspect formation bi mais moom gisul aspect formation mi ngi xool li mu servir dëkkam moo tax mu tuddee ko aéroport bi loolu non dañuy dem ci suñu rubrique loo ci xam je vous en prie am na aywa ñu dem ci suñu rubrique loo ci xam ayca àndandoog Cheikh Diop jëli nag suñu dernière rubrique loo ci xam Cheikh wala bokk ñoo doon toog di naan ataaya ñoo doon ataaya buur yàlla wërsëgal la tuuti xamatooñu ci lu ñeel wàllum njàng mekk njàngale mi atum ren ji bëri woon na loolu pëccaxoo coow lu mel ni tulleeg maalik ci diggante jàngalekat yi ak nguur gi waajur yi wax nañ ba tas kilifa diine yi it naka noonu waaye teewul ñu ŋànku fa ñu ŋànku rek bañ ne duñu ko bàyyi ba keroog nag kii di soxna njiital réew mi di première dame Marième Faye Sall di fa añ nag ceeb bu jën bu fatt taraj ba ñu sa jógee sa lu ñu yàbbi lépp loo xam ne nii ŋànkoon nañu ko ànd ak moom ca la mu leen wax ñuy laaj nag yéen ñi di invité yi la mooy seen xalaat ci lu ni mel ci manu la ñu jëm man yaa salaam loo ci xam nee nañu première dame da leen jox ñu añ jox leen ñu reer ñu jógee ca bàyyi la ñu ngànkoon loo ci xam waaw dégg naa mag ñi naan asgor soo ko bëggee moom jox ko la mu gën a soxla rek nga am jaam yaa salaam Babacar ko xam sunu la première dame ku ko xam ne teral la man moom servir la lay def ku ñëw teral ñëpp donc ñooñu leen indi foofu xam nañ ne bon seen dëgg la ñu nekk mais moom xam na lu muy xam moom daal dafa mën fépp daal macha allah dafa mën lépp kon baax na ay oustaz waaw alhamdulilah ci programme bi lu ma ci gis rek première dame dugal na ci loxo non avant loolu kilifa diine bi mooy xalifa général di Tijaani waaw xam ne parce que dafa am li nga xam ne mun na fis te leneen ci biir am na lu ci nekk waaw parce que kilifa leer na la ma ne dafa am li nga xam ne kilifa yi luñ ci dawal mu après mu sotti fekkee feeñul bu ci kaw bi kenn feeñ loolu mun nañ ko nangu ku xolam sorowul gisam fii rek la yem du mun a xam d'accord fii nag dañ koy sant président Macky Sall ci jàng bi ci programme lu mu ci def ci li nga xam ne xale yi jàng bi defoon na dangereux mais alhamdulilahi rabbil alamin ba ci li sotti te noonu rek lay continuer tous les plans projets Sénégal moom ndax moom tàgguma ko nag ngir du Sénégal kese mais jàngkat yi man li may bëgg wax yelawaan bi président bu fekkee mu gën a gaaw na ñëw ci ñun wax nga ko ñetti yoon lu mooy réservé bu ko defee incha allah alhamdulilah ñu ngi sant yow Ablaye loo ci xam maanaam xam nga réew mi tey en 2014 le président Macky Sall moom moo toog woo gouvernement am ne ñi ñëpp bu fi kenn jël engagement boo du respecté moom moo ko wax ñëpp gis ko si télé yi ñun li ñu gën a jaaxal dañoo toog jamono ji ñëpp gis secteur yëpp a ngi manifesté dem ñoo xam ne ñooñu doon jàngal jox ñu xam-xam ba tey ñu mën a toog di waxtaan ak sénégalais yi ñu nekk si mbedd mi di manifester di wax ni nañ leen jox li ñuy laaj accord dañ ko respecté biñ si nekkee loolu ñu gis ni Ziguinchor li fa xew ay policiers di dóor ay enseignants ay lacrymogène ñi dem hôpital ñu gaañ si ñu yaa ngi wëraat kii bi waaw ñu gaañ si élève gaañ boo xam ne yàq nañ avenir am pour war na ni carrément que balaa ñu doon egg si fii mënu nañ fi egg bu yàgg parce que ku toog 4 mois yàq enseignement bi ñu toog ba xam ne léegi examen yi jege ñu bëgg yóbbu xale yi examen sauver année bi carrément sauver année la mais du problème sauver année mais dañu waroon sauver kii bi scolarité bi mais du pour sauver année d'accord léegi yow loo ci xam lu ma si xam waaw rafetlu ko rek dañ koy rafetlu non dañ koy rafetlu mais waroon nañ ko njëkkee waa léegi point waaw dañ koy rafetlu waroon nañ ko njëkkee waaw li may tàggatoo rek mais am na loo xam ni tey vraiment bëggoon naa ñu waxtaan si carrément parce que man débat bi bëggoon naa ñu dugg si xuus si mën ngeen xuus si côté économie parce que tey ñoom gis nañ leen carrément si ñoom
si seen. bi la laajee bilan bi mënoon nga ci dugg. non bilan bi mais permettre ma wax si carrément problème temps tàggatoo temps bi moo ñu xot léegi tàggatoo di nga ñëw beneen yoon. waaw incha allah xam nga di leen remercier yéen ñëpp. vraiment kontaan nañ si émission plateau bi. di jaajëfal ñi ma bokkal plateau di leen remercier tamit. Betty Sa di remercier tamit le président DG Sidi Lamine Niass. ak équipe Walfadjri yëpp ak ñi seetaan bitim réew ak bitim réew. di remercier public bi rawatina ñi ñëw ànd ak man accompagnement. di mouvement Karim Vision bi ma bokk di waa Yoff Ouest Foire ak tamit étudiants yi ñoom ñëpp di leen remercier vraiment di leen wax que ni carrément que ñu ngi xaar Karim Wade retour Karim Wade léegi-léegi incha allah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin sant nañ yàlla liñ fii am ci ay wax yu am solo may ci ndam lu ci tamit déngu nañ yàlla baal ñu ngi sant ñi nga xamante ne oustaz borom daar yi ak imam bi ñu nag si association bi di sant nag waa Fouta waa département Podor région de Matam ak Dakar di sant association aljamiatu wa salamatu wal istiqamatu di sant ñi nga xam ne tamit ñu ngi bitim réew di ñu seetaan mooy waa France ak Bruxelles ak ñi nga xamante ne ñoom yëpp ñu nekk Sénégal kilifa diine yëpp ñu ngi leen di leen ziar ak sunu jërëjëf yëpp d'accord kontaan nañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci di remercier sama sister Betty di kontaan ci invitation bi trop di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu mon ami mon frère Doudou Maïssa Wade responsable politique au niveau de Rufisque di liggéeyal yàgg sonal président de la République di nuyu sama directeur général Aboubacar Sadikh Bey di nuyu l'ensemble des agents di ko wax ne Aboubacar Sadikh Bey ñun pare nañ fi ànd ak moom liggéey bu mu am benn jafe-jafe bu mu am lan mu ragal ñu créé nañ benn mouvement sax pour jàppale ko d'accord pour que mu mën a am kon si lu mu bëgg rek pare nañ pour moom pour jàppale ko amul problème xam nga Sénégal jëm kanam waaw manu yow yaay tàggoo ba pare tëj nga kii tuuti may ñu tàggoo non may ma tàggatoo voilà may ma tàggatoo yaa salaam dégg nga voilà ñu ngi remercier ñun bu baax Thiama ñu ngi lay remercier di remercier nag Dié Thiam ñoom ñoo nga foofu le ca Lamp Fall Couture Nations Unies di leen remercier ci robe bi remercier également Fatmata Sey Ndiir mi woon ci maquillage bi ak foulard bi ak ñoom Ramatoulaye Sarr ak ñëpp ñu ngi leen di jox daje incha allah kañ vendredi. voilà ñu ngi gërëm bu baax ki nga xam ne moom la ñuy wax top ci taxawaayam bu rafet ci émission bi. top ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit bu baax Cheikh Diop. Cheikh Tidiane Diop. ñu ngi koy sant di gërëm ak ñoom Isaaxa Ousin ak Penda di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi di nuyu groupe WhatsApp Ataaya ci seen taxawaay. aussi ñi ngi am ci ñoom mbégte ak kontante. ñu nuyu Souka Mbaye la jalouse. Souka kenn nuyu ko di joxante dig daje kon beneen ajjuma ñu bàyyi leen nag manu yaa salaam mu tàggatoo ba noppi mbalax. kon yaa salaam damay remercier ñi ma àndal. yaa salaam waa staff bi non foog ma kii gars yi parce que ñoom Sayar Camara ñoom Souleymane Sène Baylo di remercier nag waa Estala ak sunu monsieur le maire Ndiagaña Adama Faye di remercier aussi tamit Oumar Youm Ousmane Youm di moyes ak Ndiaw Diop waaw yaa salaamu mais c'est-à-dire ñii de waaw di wax ne gars yi nag tous les samedis ku ma bëgg a gis na yaa salaamu waaw yaa salaamu waaye nañ ma fekk suma hôtel may ñu ko manu yaa salaamu may ñu ko waaye fay ko wayal ayca ñu xool manaw nga ayca mbalax ñu bàyyi laak téléspectateur yaa salaamu oustaz waaw ayca manu guitare gi ñëwoon na waaw indi guitare bi sax ma def dara yaay awu waay yaa salaam aywa yaa salaam ayo mu yéen Abdou Diallo kan moo def lii sama guitare baal leen ma Sa Ndiogou man da ngay raccord rek waaw xaju fi waaw baal ma rek sa yàggul c'est possible dama ko defaroon ba mu baax waaye Sa dama ko defaroon ba mu baax waa koor gi waaw manu yaa salaam waaw yaa salaam Cheikh Diop Cheikh ayca
Seex ma gitaaru manu bi mooy baadoola gitaaru manu bi mooy baadoola Seex ay waaw gitaar gi baadoola la wallaay gitaar gi